tey ñu wala dalalaat beneen kilifa di leen wax bismillah seen émission tàmbaliwaat na Dof Diop wala boog. Il s'appelle monsieur Famara Ibrahima Cissé. Il est le président des clients et sociétaires des institutions financières. ACSIF. asalaamaaleykum monsieur Famara. waaleykum salaam Dof Diop. li ziar. maa ngi lay delloo ziar di la nuyu di la gërëm di la sant. di nuyu tamit Ahmed Tidiane Ba. ATB. di ko gërëm moom it ci invitation bi nga xam ne tey defal ngeen ma ko. defal ko tamit bépp client wala sociétaire bi nga xam ne dafa nekk soit ci banque. wala mu nekk institution de microfinance. daanaka di jëflanteeg banque yi. may gërëm tamit président directeur général de rajo Walfadjri. télévision Walfadjri di Sidi Lamine Niass. ñëpp gis nañ taxawaayam ci biir dëkk bi nekk un patriote. un vrai citoyen. boo xam ne saa su dëkkam soxlaa mu taxawal ko ni mu ko war a taxawee. ma ko ci gërëm di ko sant di ko di dolli encouragement ak félicitations et à travers lui aussi toute l'équipe de Walfadjri bi nga xam ne ñoo fi xëy saa su ne ñëpp di leen déglu wala di leen seetaan muy ci télé bi wala ci rajo bi jërëjëf. jërëjëf yow tamit ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax si disponibilité bi. ak temps bi ñu jox ñu la si remercier di wax ne man day turu Famara xam naa ne bari na aussi si région sud du Sénégal dama xamul nag Famara Ibrahima Cissé bi fan mooy ay cosaanam ak Cissé fan la. waaw Cissé Casamance la particulièrement principalement Marsassoum. Famara Ibrahima Sagna mooy sama trondo. mook sama papa ñu bokk yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana sama papa. moom mu ngi dund ba léegi sama homonyme la donc man waa Casamance la Marsassoum mooy sama dëkk. kon yow soose nga. soose la waaw. su ko doon këllee. waaw soose gàlle nag. soose gàlle point. soose gàlle point waaw avant ñuy avancer sëriñ bi ban sëriñ nga ñu njëkk a indil tey. waaw sëriñ bi daf ma yóbbu ci Pakoti. yàlla na ko yàlla yërëm suuf sedd ci kawam. yàlla xaare àjjana. Pakoti dafa nekk artiste bu ma marqué. surtout ci gént gi. kon baa ñu dégg ko ñu ñëwaat dëgg rek ay dëgg la ca gannaaw dëgg ay caaxaan la. bul saalit bul xob bu tiit takkal sa bit nga mun say médit bàkkul sunu démb ak sunu tey ak sunu ëllëg sunuy gént ak sunuy mébét. sama géej yéen a ma si àdduna su ma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex ma jooy. dunya gàtt na gàttaay bu kenn mënta ma juré ku ko jàppee kër jum nga loolu mën naa koo juré liggéeyal ngir nga am quelque tuyaaba yoo réservé ndax ëllëg buñ lay dugal nga am lu la mën a préservé képp kuy judd sa wërsëg dañ koy bind ci sa jër di nga ci jot incha allah laata nga naan kenn aja liggéeyal ngir nga bokk ci ñi am visage yu rajo ànd ak gars yu baax ñi uuf ci wetu la miséricorde jàppal sa ngëm ak sa ngor am sa objectif bu précis boo deewee sa ruu gi malakir man la yéen koy teeru si def ci parfum cuuraay yi aj ko fële ca firdaw si nga mën a bokk ak jotaay ñu mel ne Seydi Hadji Malick Sy. yéen a ma si àdduna su ma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex ma jooy. yéen a ma si àdduna su ma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex. yàlla dafay jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen yow sol naa ko danga naan ci su ma wàccee damay torop yàlla dafay mujj bàyyi laa ko moom te di la seetaan yàlla mi la sax mun laa defar bàyyi laa jooju bul blâmer kenn ci ay défaut am ndax ku nekk ak sa vice ku nekk ak sa naqar rek na ngay saafara say tiis fexeel nëbb say rongoñ ngir say noon bañ koo gis na jom rek nekk la ngay wéyee doonte sas bi dafa diis dara xëyul sotti àdduna daanu ko jóg la ki ka moom kenn la maanaam kii teel a jóg la li ñuy rawantee du dara nee nañu affaire ci ko la am koppar neex na lool waaye tamit ñaanal mu jik la yéen ma si àdduna su ma xoolee sama ginnaaw sama
sama jëndoo sama xol ñu sàmmoon teg ndigal yi jéem a moytu tere yi mooy tax ëllëg si borom bi di séddale téere yi bis bi ñuy ràññee feñaat yi ak guerrier yi ñi mën ko jëlee suñu ndijoor ndax ñu bokk ci aji texe yi bëgg naa doxantu ci àjjana yi mel na ku yor visa Schengen faaw ma ubbi sama cerveau liggéey ni Ousmane Sembène takk sama fit résister roy ci la joor la njóobeen tey la sama life ci dëgg ni fandu galas bàyyi meen. Rest in peace monsieur Pakoti bi mooy premier héritier bu leen monsieur Famara Ibrahima Cissé indil. Pourquoi le choix de Pakoti? waaw Pakoti dafa nekkoon benn artiste boo xam ne dafa engagé woon dans le combat citoyen. mën na woon ko lool mu amoon un style boo xam ne c'est un style particulier personnel ñëw ak ay plastique am ay tic-tic am def benn innovation am benn particularité boo xam ne c'est purement sénégalaise parce que dañ doon gis ni les rappeurs d'habitude dañuy imiter trop les américains ñëw wàcce fi tubéy yor style américain mais mu ñëw ak ay tic-tic am jóge ci banlieue bi di incarner le prototype de banlieusard man ma dëkk ci banlieue bi xam banlieue li muy dund ma koy dund di ko partager ak moom donc bu ma ko gisee muy incarner genre personnalité boobu man daf may marqué parce que c'est un style particulier di ko ñaanal vraiment suuf sa sedd ci kawam yàlla xaare ko arjana yàlla ko yàlla xaare arjana bu baax Cheikh Sadibou Fall. Monsieur Pakoti. yeah. ban mooy deuxième héritier bi? deuxième bi Zaman la. Zaman noonu. ah yow old school nga.
li nga def moom metti waay bu meree ba dem man mi amatuma waay mu nekk le deuxième héritier de monsieur Famara Ibrahima Cissé son baa ngi tudd noonu kon xamoon nga Zaman. waaw doon naa ko suivre ci lu bëri. parce que surtout refrain bi man daf ma marqué bu baax parce que képp koo xam ne dama joxe woon ak moom rek dama ko doon wëyal. même bu dee xol bi daf maa mere. le fait que ma wëyal ko rek da nga gis mu ree et puis xam nga ñu conservé waat suñuy relations humaines. samay xarit yu bëri yoo xam ne dañoo mere woon yàlla def ma amoon refrain bi en tête chaque fois ma ñëwee rek damay bàyyi bu ñu xaw a giif tuuti rek ma ñëw wëyal leen ko rek bu ko defee. ñu juboo xam nga juboo dafa neex. vraiment jàmm dafa neex. nit da ngay xuloo parce que ay nit ñu dëkkee dafa mel ni bëñ ak làmmiñ. parfois ñu gaañante parfois nga yeewu am beneen humeur. nuyu ko sax mu mere la donc boo parce que nit ñëpp ay nit lañu. bu dee vraiment am nga benn style boo xam ne foo ko fekk rek wëyal ko parce que wëy itam dafa neex boo ko wëyalee rek macha allah genre wëy yi day créer benn climat de réconciliation boo xam ne da lay arrangé ki nga xam ne tamit moo la ko wëyal man nag noonu la ma doon def moo tax wëy bi dama ko retenir loon. musique dafa bari doole. waaw moom day bégal. waaw di tiise ay relation c'est ça des fois aussi muy indi jàmm di indi lépp. macha allah musique daal franchement. xaw ma ko créé mais war nañ ko amel nañ ko njëkkeel. bu mag sax. ban mooy troisième héritier bi. troisième héritier bi Ngaaka Blindé la. Ngaaka Blindé. waaw wàllu. yaa ngi wane sa waaye mbokku dëkkandoo. ñii balaa ñuy jóg jëf wees rek fii balaa ñuy coob dëgg ceeb des rek ñii xamuñu lu baax ñoom nay bees rek fii ku falu ba dem keneen gën a yées rek wërsëgu yàlla yaa ngi gën di bëri na mu ko di dugg ci yenn kër yi ñii xiif ñi la lekk ba fëri dóorante arek naa ci gàkk alalu mbëri démb ba tey de maa ngi tëdd nelaw ma seli di julli di ñaan te yàlla aw ma laajte mag ak maam ba léegi xaw ma lu tax ma dund ko nar di deedee te kenn naw ma ñaata nit te dee ci hôpital yi docteur yi bu ñu amul xaalis du ñu laal ma laaj yi dëkk bi mel ni dëkk bi éliminaat yi ngir yàlla ak yoneen waay bàyyi nañu xool xalaat yi góor jigéen ñi def ñu am fi doole lesbiennes yi dootuñu leen fi boole nguuru sàcc ak fen nekku coole bato yu koste gaal yi dem bopp sa kenn di joole ndax foo nañu terewaan sama maam ba muy dund daf ñu terewaan kii foo nañu terewaan néew di doole yaa ngi ci mbedd mi rek di yalwaan ñu ngi ñaan ndimbal xeebuñu dara ñun lu ñu am jël ñu ngi laaj li fu mu jëm gisaguñu dara xamuñu fu ñu jëm njaboot gi dundatul njàng mi doxatul éducation amatul waaw fi dara dematul njaboot gi dundatul njàng mi doxatul éducation amatul fi dara dematul dara leeratul waaw yes góor jigéen yi léegi ñu am fi doole lesbiennes yi dootuñu leen fi boole nguuru sàcc ak fen nekk coole bato yu koste gaal yi dem bopp sa kenn di joole ay xale yu tuute jàng sàcc ay paa yu muska laf di toog di kàcc milliards yi va et vient ku nekk di lanc sëriñ du wax te mag du wax hey ku wax ñu tànc fekk boy yi jàngatuñ di grève koo si laaj sa rêve mu ne Balla Gaye waari cash université boo romb di drive mel ni avenir réew nekka si jàng yees xamatul politiciens yi di ko xool di muuma dañuy jaxaseeg policiers yi wey fu ñu jàpp tuuma ay xale yu jigéen dugg ci tuxum bon ay boy yu taw di cagatu mandi si ay bopp ndax foo nañu terewaan sama maam ba muy dund daf ñu terewaan fii foo nañu terewaan néew di doole yaa ngi ci mbedd mi rek di yalwaan ñu ngi ñaan ndimbal xeebuñu dara ñun lu ñu am jël ñu ngi laaj li fu mu jëm gisaguñu dara xamuñu fu ñu jëm njaboot gi dundatul njàng mi doxatul
éducation amatul waaw fi dara dematul njaboot gi dundatul njàng mi doxatul éducation amatul fi dara dematul dara leeratul waaw yes foo nañu teral sama maam bu mu dund daf ñu tere woon mu nekk le 3e et dernier héritier de monsieur Famara Ibrahima. Ngaaka Blindé yéen ñaar bokkoo leen génération pourquoi nga indil ñu ko héritier. waaw Ngaaka Blindé jamono ji dafa nekk ci ay jafe-jafe. dafa nekk kaso. donc liñ ko téye bokk na ci ñun li ñuy xeex. donc c'est une manière de contribuer à sa libération. da ngay ñaanal ñu bàyyi ko bis ba. macha allah waaw loolu moo nekkoon 3 héritiers yi am na solo ñu ngi la si jaajëf bu baax a baax mais tey bu la doon wax nga présenté ñu sa bopp lan nga ñuy wax. waaw man Famara Ibrahima Cissé laa tudd. dëkk Guédiawaye ci banlieue bi nekk banquier de formation parce que moom laa jàng. mais comme mënuma koon liggéey ndax mbir yu bëri. ma changé dem ci njàngale bi nekk professeur de lettres changé après nekk maa ngi ci département de philosophie comme professeur de philosophie boo gisee nag jàngale naa nag pendant des années bëri naa ay élèves yoo xam ne étudiants yoo xam ne tey étudiants la ñu ngi def master ak yu kenn xamut ñu ngi macha allah ñu ngi yàlla jàppale ci seen njàng mi. amiin. ma créé woon nag benn association bu ñuy wax association des clients et sociétaires des institutions financières parce que non seulement banque jàng naa ko xam naa ci lu bëri ma gis ni dañoo nekk ci réew moo xam ne nit ñi même intellectuels yu mag yi économistes yu mag yi xamuñu lu banque du doxee ma gis ni saa su ne nit ñi dañuy am ay jafe-jafe yu metti ci biir banque yi ba may def stage tam ci banque yi ma constaté ne nit ñi da ngay gis mag ju ñëw pour opération ñu ne ko amoo fi dara père de famille war a weer dee mu yóbbu ci njabootam ñu ne ko amoo fi dara mu toog rongo ñuy tuuru boo xoolee da ngay gis ni daanaka banque bee ko tooñ wala mënoon am na mu doon demee déetu ko ci dal ma ne woon nag dinaa créer association pour jàppale nit ñi dinaa créer association boo xam damay xamal nit ñi seen ak yelleef ci biir banque yi association boobu nag mu ko créé léegi mu toll ci fukki at mais nag comme ñun ay banlieusards lañ dañuy gëm suñu bopp même au début bu dee yow rek la nga toog ay années yow rek la da ngay continuer ci xeex bi parce que conviction moo ñu ciy dugal boobu ba léegi ñu nekk ci xeex bi en 2012 lañu am suñu récépissé gën a commencé doxal di dimbale nit ñi di leen xamal di leen wallu aussi ci jafe-jafe yu ñuy am ci banque yi. parce que dañoo dem ba gis ni diggante client bi ak banque bi tolloo ñu doole saa su ko client bi tooñee banque bi teg ko ay daan yu métti alors que banque bi saa yu tooñee client bi dara du ci jikko parce que amul doole amul fu mu ko jooyee te bu demee tribunal yéeg beeg wàcc bi day sori lool day métti lool ñu ne woon nag bu ku nekk demalee boppam du ñu am ndam il faut que mu am kenn koo xam ne day taxaw parce que banque kenn ñemew ko woon jamono jooju. da ngay gis ni cimetière la boo duggee ñëpp ay noppi téléphone sax doo ko mën a répondre ñëpp a naan teg mel ni dañoo rey ñëpp suul ñëpp a ragal doo gis kuy kaas doo gis buñ la waxee sax même buñ la jëlalee sax buñ la expliquer rek yow ak seen costume ak cravate ak bureau yi ñuy toog climatisé da ngay am complexe sax pour di laaj fukki dërëm buñ la yóbbul ak wala juróom dërëm buñ la yóbbul ñu xam ne loolu dañ ko war a décomplexé te loolu du n'importe qui moo ko mën a def ku xam banque nekkoon fa xam ne mbir yi doxee moo ko mën a def moo tax man ma jël initiative boobu créer association bi jàkkaarloog banque yi jàkkaarloog ñoom aux côtés des populations nekk ak population bi ñuy doxal boobu léegi nag macha allah ñu ngi ci am ay résultats yu am solo rëccuwuñu ko dara macha allah. est-ce que ni ma la déggee mënuma ne le côté formel ou bien le côté ordre daf lay xaw a déranger tuuti parce que lu tax banque calme dama jàpp ne bërëb bi ñuy wàññee xaalis la. xaalis moo bëggul concentration. ma gis ne calme boobu boo ñëwee tuuti xaw ko indexé dama est-ce que kon bi indi tuuti informel ou bien tuuti bëri si biir fi nga xamante ni dañ ciy calculer ou bien ñu ci wàññi loo xam ne dafa sensible bu trop muy xaalis.
waaw xam nga balaa banque di am Sénégal balaa banque yi di bëri nit ñi billetage dañ doon fayeku wala trésor da ngay gis ni nit ñi dañ doon waxtaan nekk à l'aise bu ñu fayeku billetage dañuy waxtaan kontaan di waxtaan ci biir mais banque bruit dérangé wul peut-être guichetier dérangé wul gestionnaire de compte dérangé wul chef d'agence mais ragal la en réalité ak complexe parce que climat bu bees la xamuñu ko woon tàmmuñu ko woon climatisation bi dar la complexe la woon ak ragal la nga gis ku bëgg a wuyu téléphone sax mënoon ko wuyu ci biir banque bi mais day génn tellement que il a peur de se faire remarquer génn loolu yëpp complexe la il faut que ñu décomplexer ni ñuy nekk à l'aise dans les institutions bancaires xam ne ni ñuy jàkkaar loolu ay nit lañu comme ñoom teg ñoom ñoo leen di fay client bi mooy fay banquier bi client bee tax banque bi exister client bi tey lépp loo xam ne ci banque ba am na ko muy luxe client bee ko liggéey client bee koy dénk xaalisam ci lay liggéey bu client bi dénkaanewul xaalisam bu client bi ñëwul banque bi day disparaître te banquier dañuy appauvrir du ñu am dara moo tax nag il faut que clients yi comprendre loolu pour que ñu nekk à l'aise dans les institutions bancaires nekk à l'aise nag da lay may fit boo xam ne lépp loo xam ne def nañ la ko mu dëppoo ak yoon teguwul ci yoon di nga am droit di nga am sañ-sañ taxaw réclamer ko. Amadou. mais kon dafay mel ni kon lu ñu naan le client et le roi amul ci biir banque bi bu fekkee client bi day ñëw calme lépp luñ ko tegoo mu tegoo ko kon day mel loolu amu fa quoi. très bien le client doit être roi xam nga le roi il est à l'aise dans sa cour. mais roi boo xam ne day noppi ne nemm. rus ragal. xam nga kooku nekkatul roi kooku esclave la. esclave mooy koo xam ne da ngay nekk ci benn bërëb ñu naan la defal lii tegal fi sa tànk duggal génnal bul wax noppil. mais un roi il est à l'aise. donc ñun suñu xeex bi yëpp on veut redonner au client sa royauté c'est-à-dire que dignitéem bu mu ñàkkoon. te fi mu nekk nii je pense que réussir nañ ko. mi ngi demee noonu quoi. d'accord. dama dem Amadou. waaw demal. d'accord dama gis que tamit aussi. xam naa jamono bi ngeen di créer association bi ak jamono ji évolution bu doy waar am na ci parce que léegi auparavant banque dafa nekkoon benn bërëb bu particulier bu ñu lijjantee wàllum xaalis waaye léegi nekk nañ ci monde boo xamante ne nii 100 mètres yoo dox da ngay gis bërëb boo xamante ni dañ fay lijjanti xaalis soit ñu ko fay envoyé wala ñu ko fay jot ñu ko fay lijjanti maanaam léegi mu dem sax ba mu am ay kiosque yoo xamante ni foo taxaw di ko séen. nekkatu loo xam ne da ngay jël oto muy nekk dëkk ak dëkk waaye léegi dafay nekk ci sa wet sa buntu kër may laaj ba xam société bi association bi couvrir na nag xeet yooyu yëpp ma lay limal nii. waaw couvrir na ko parce que mooy banque de proximité yi ngay dégg xam nga bu njëkk ba ñi doon dem banque dañ leen doon lim. luxe la woon boo xam ne borom alal yee fa doon dem. mais tey n'importe qui dina dem banque mais banque yi dafa wute. bëri ay façon parce que dafa am lu ñuy wax banque ak institution de microfinance mooy mutuelle yi. donc banques yi ñu ngi toll seen lim mu ngi toll si 25 am ñeent yoo xam ne da leen di wooye des institutions financières à caractère bancaire genre banque lañ mais tey duñu banque bu weesoo yooyu mu am ay mutuelle daanaka institution de microfinance yi ngeen di dégg ñoo nekk ci bopp koñ yi ñooy liggéey ak maire yi ñooy liggéey ak jaaykatu jën yeeg marchand ambulant yooyu moom seen lim kenn xamul nu mu toll parce que mu ngi fépp war naa gën a mën a yokk sax comme banque itam war nañu mën a gën a yokk nekk ci village yi parce que tamit banque nekkalu fi rek borom doole dafay nekkal tamit borom ki nga xam ne amul doole war naa mën a dem banque parce que banque dafa bokk dafa nekk au cœur du développement dafa bokk ci suqali luy développer réew économie dëkk mënoo ko wax sans banque dëkk bu la gën a baax banque daanaka moo la gën a avancé banque donc dafa am solo donc boo gisee état des lieux boobu ma koy def pour que ñu mën a def distinction entre banque ak institution de microfinance lan moo xew ba ñu créer institution de microfinance parce que bu njëkk bi institution de microfinance amuloon banque rek amoon léegi ñu gis ni am na ñoo xam ne mënuñu dem banque ba ñu lebal leen xaalis mënuñu dem banque ba ñu banque yi sore na leen mënuñu fa accéder ñu créer ay banque de proximité mooy yi ngay wax ñu nekk ci bopp koñ yi mais li ci doy waar mooy système bi dañ koo tëggum capitalisme daanaka borom alal yi ñoom ñooy dem banque boo xoolee li leen di jaayee xaalis bi dafa néew lool ñi nga xam ne dañoo néewum doole nekk ci village yi nekk ci banlieue yi muy marchand ambulant muy jaaykatu jën bi
muy pêcheur bi muy agriculteur bi kooku ñu defal ko benn banque de proximité bu ñuy wax mutuelle ñu koy jaay xaalis bi lu cher parce que il faut que ma rappeler ni banque commerçant la buy jaay day jënd xaalis di ko jaay fu mu koy jëndee mooy banque centrale mooy banque bu mag ba foofu la koy jëndee ci taux bu yambamaay di ko jaay waat clients yi teg ci dara jaay ko léegi nag commerçant boobu gis nañ ni dafa am détaillant tamit détaillant am mooy institution de microfinance parce que ñoom dañuy dem jënd ci banque bi ñëw détaillé ñoom ñan la ñuy amal affaire mooy néewum doole yi banque yi ñan la ñuy amal affaire mooy borom doole yi système bi mu mel ni dañ koo tëgg ba nga xam ne séparation lañ def entre borom doole bi ak néewum doole bi borom doole bi moom banque lay dem ñu jaay ko xaalis bi du yomb ki nga xam ne dafa néew doole moom ci détaillant ba lay dem mooy institution de microfinance ñu jaay ko xaalis bi lu cher conclusion bi mooy da ngay gis ni ñii am dañuy gën a am parce que ñoom li ñuy jëndee xaalis dafa yomb ñii ñàkk dañuy gën a ndóol parce que li ñuy jaay jëndee xaalis bi dafa cher lu ñu liggéey mutuelle bi lañ koy jox ñoom du ñu am dara moo tax nga gis maire yi dañuy jaay bay bëgg a dee pendant des années ñuy jaay jën du ñu mën a ibbi du yokku du am yokkute marchand ambulant bi pendant 10 ans 15 ans nga so muy liggéey mutuelle bi nekk du avancé du créer magasin du créer entreprise donc loolu waral ñun ñuy xeex pour que système boobu changer il faudrait que li ñuy jaayee néewum doole bi ñu koy jaayee borom doole bi wala sax néewum doole bi li ñu koy jaayee moo war a gën a yomb lu ñuy jaayee borom doole bi ndax système bi mën a équilibré parce que en réalité banque ni muy fonctionner mooy tey Mademba am na alal Masamba amul alal yemuñu Mademba day liggéey Masamba liggéeyul pourtant Mademba mii nga xam ne am na alal moom day jël xaalisam tegal ko benn cadre boo xam ne banque lañ ko wooyee ñu ne ko ñëwal denc fi sa xaalis boo liggéeyee bu fa dencee xaalisam banque ba da koy jël lebal ko Masamba mi nga xam ne am na métier waaye amul jumtukaay yu mu liggéey bu ko defee moom mu liggéey bu yàggee Masamba dana am di fay di denc loolu day tax déséquilibre social bi ñi ndóoloon di yéeg ndànk-ndànk di am lu ñu dundee ak di denc ki nga xam ne amoon na alal du ko téye moom day continuer di am alal parce que mu ngi denc xaalis boo xam ne day jur d'accord mais aussi dana tax mu jàppale ñu amoon banque loolu mooy rôle malheureusement dañ ko faussé waaw xam naa après dinañ ko gën a yeggali ci biir GMT officiellement avec monsieur Famara Ibrahima Cissé. À Dakar, votre radio 99. À Kaolack, votre radio 101.4. Le groupe Walfadjri se rapproche de vous. Tous ses supports, télé, radio et quotidien en une seule adresse, walfnet.com. Vous avez manqué une émission, une édition ou une précision? Pas de panique, tapez walfnet.com. Le Sénégal et le monde à portée de clic. Groupe de presse Walfadjri, votre fidélité, notre fierté. Dof Job et sa team, Dof Job et sa bande, Dof Job et son équipe vous présentent le GMT, Game Movement Time, une émission d'actualité générale, de musique urbaine et classique, de débats et d'échanges d'idées avec le public. Mesdames et messieurs, les émissions se succèdent mais ne se ressemblent pas. Vous aurez des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs, des débats de taille, des entretiens exclusifs. Sur la 99.0 Walfadjri Dakar avec Dof Job et sa team tous les vendredis de 23h à 2h du matin. Game Movement Time pour le hip-hop et par le hip-hop. Infoline 88 628 99 99 plus 111. Quand les usines se déplacent dans la mer pour la survie des hommes sur la terre. À Dakar, votre radio 99. À Kaolack, votre radio 101.4. Un grand merci à monsieur Issaten et le grand DJ. On est samedi 15 septembre 2018. On est là avec monsieur Famara Ibrahima Cissé di ko dalalaat sànq nag ñëwoon na ñooy sans suite
moo xamal ñu kan mooy boppam indi ñu sori ci 300 monsieur Famara pare nga si GMT toog nga bu baax noppaliku nga. waaw toog naa bu baax vraiment. macha allah macha allah. mbaa di ngay naan ataaya. waaw damay naan ataaya. kon xam naa léegi loolu di ñëw. waaw xam nga banlieusards yi pratiquement ñëppay naan ataaya. mais yow Guédiawaye nga jaar sa enfance et tout. waaw diggante Pikine ak Guédiawaye. diggante Pikine ak Guédiawaye. yan école nga jàngee foofu. école 5 Jack Saw Fayet bu nekk Pikine laa jàngee élémentaire. moyen secondaire ma jàngee lycée Lamine Gueye. foofu laa defee 6e ba terminal. lu tax jàngee Lamine Limamou Laye. waaw xam nga sama papa jamono jooju inspecteur de l'enseignement la woon. nekkoon inspecteur u Dakar Ville. donc moom moo sollicité woon pour ñu ñëw jàngee ci école yooyu. après mbaa dem nga UCAD. waaw dem naa UCAD ba léegi xam nga rek UCAD moom du jeex ñoo ngi fa di jàng en même temps. di jàng waaw. macha allah xam naa tey premier point bi ñuy njëkk a indi mooy environnement financier au Sénégal banque institution de microfinance transfert d'argent. bëgg daal nga defal ñu ci benn échange. ndax ñu gën a comprendre ak yéen seeni idée là-dessus pour gën ci def ay défense. waaw xam nga environnement financier bi dafa yaatu. yaatal nañ ko parce que gis nañ ni taux de bancarisation bi au Sénégal dafa faibloon lool daanaka ñaata nit ñooy jànkuwanteeg banques yi. dafa faibloon jamono jooju banques yi bëriwuñu woon ay juróomi banque juróom benn banque fi nekkoon mais nga gis ni banques yi tey macha allah ñu ngi toll ci lim bu takku ñaar fukk ak juróom wax naa ko. institution de microfinance yi kenn xamul luñ toll. mat nañu ay 300 jëm kaw am na banque am na institution de microfinance am na aussi des structures de transfert d'argent yoo xam ne dañoo contribuer ñoom it ci taux de bancarisation bi parce que actuellement taux de bancarisation mu ngi toll ci 19%. boo ci boolee transfert d'argent yi parce que tamit li nit ñi war a xam mooy seen portable yi compte bu ñu fay am compte bancaire la bu ñuy dugal ci xaalis di ko fa denc di si def ay achat yooyu compte bancaire la parce que banque moo am possibilité def opération yu mel noonu donc opérateur de transfert d'argent yi dañuy am agrément dañuy am banque dañuy dem sukkandiku ci banque pour mën a def opération de transfert yeeg opération de mobile monnaie daanaka yooyu tam ay compte bancaire la yooyu boo xoolee dafa gën a yëkkati taux bi yóbbu ko vers 46% 47%. moo tax mais nag yooyu yëpp dafa am structure bu leen coiffé muy banque centrale. banque centrale du Sénégal dafa nekk ci espace su UEMOA moom mooy réguler marché bi moom mooy contrôler banque bi banque yi fi nekk ak institution de microfinance yi mais Sénégal li ñu gën a constaté mooy te mu doy waar mooy boo génnee banque yi génnee institution de microfinance yi génnee mobile monnaie bi da nga gis ni dafa am des libano-syriens yoo xam ne suul bukki sulli bukki lañuy def wala des institutions de microfinance yoo xam ne banque centrale dafa retirer seen agrément ñu continuer di opérer xaw ma ndax war naa tudd tur wala waruma tudd tur mais baax na tam ñu koy leeral. parce que ñooy ay délinquants financiers la yoo xam ne il faut que parfois ñu leen di dénoncer lu mel ni ay Socrès am ay libano-syriens yoo xam ne ñoom vraiment amuñu benn agrément mais dañuy nekk ci dëkk bi te suul bukki sulli bukki di lebal fukk ngay fay juróom fukk ak yooyu noonu donc yooyu bëri na fi de sorte que. waaw loolu ay kalandoo la. waaw ay kalandoo la mais ñu ngi rey ñu bëri surtout salariés yi corps habillé yi daanaka policiers yeeg militaires yeeg gendarmes yeeg yooyu ak jàngalekat yi surtout ñooñu ñoo koy faral di dem mais ñu ngi leen di bëgg a rey fi mu toll nii loolu dafa créer benn situation de surendettement daanaka boru ba mënatoo fay di daw seen waa kër di daw sa bërëb liggéeyukaay parce que ay bor ñoo la topp genre forme d'endettement boobu baaxuñ ci réew parce que day toroxal liggéeykat bi te day tax activité économique bi du dem mais ñi nekk dans la légalité mooy banques yi institution de microfinance yi ak structure de mobile monnaie yi nekk fii yooyu nag bopp koñ boo dem fekk leen fa bërëb région boo dem fekk leen fa
ñoom ñoo gën a yokk taux de bancarisation bi nga xam ne dafa faibloon. may wax ni c'est en 2002 ci espace UEMOA la banque centrale décidé bancariser daanaka lépp luy payoor bu tolloog 100 000 francs wala mu ëpp ko dañu naan léegi forcément banque nga koy jëlee dootoo ko jëlee billetage. 2002 la ñu voté loi bi dans l'espace UEMOA le banque centrale jël dogal bi dans l'espace UEMOA. Sénégal transposé ko en droit interne en 2004 nga gis ni bu njëkk ba sunu pap yi dañ doon def fayeeku trésor yu leen di fay ba leen di fay ay 15 nga gis ni loolu yëpp amatul trésor fayetul billetage yi supprimé nañ ko ñëpp léegi seen payoor ca banque lañ koy jëlee mu nekk marché bu mag boo xam ne état bi da koo jox banque yi parce que banque tey sa payoor wala sa alal boo ko fa yóbboo banque ba da ciy am dafa am lu ñuy wax agio mooy daanaka denc ba mu lay dencal xaalis boobu moom da ciy am weer bu nekk mu dagg la ci bu dee particulier nga mu dagg la ci bu dee personne morale la daanaka entreprise la mu dagg la ci particulier yi ñu ngi leen di dagg ay 4000 ba 7000 francs xam naa dañ dellu si agio yi mais surtout entreprise yi ñoom dañuy dem ay 25000 70000 ça dépend ci taayu entreprise bi ak compte ba nga ibbi may wax tamit ni compte yi dafa bëri façon dafa am compte chèque ak compte épargne compte courant ak compte épargne compte boo xam ne courant la mooy opération yi ñu ciy def di fay di jëm transaction yi dugal génnee bi ak compte boo xam ne épargne la dencukaay xaalis la boobu da nga fay denc xaalis bu nekk xam naa dinañ dellu ci mode de fonctionnement ak détaillant institution de microfinance yi ñooñu ay détaillant lañ xam nga dafa am grossiste ak détaillant parce que il faut mu expliquer sénégalais yi xam lan mooy banque lan mooy institution de microfinance banque moom ay nit ñooy ñëw dajale seen alal déposer benn caution banque centrale ñu autoriser leen agréer leen ñu créer banque bu ñu créer banque di nit ñi di fa denc seen xaalis ñoom ñuy leble di jaay xaalis boobu di dem di jënd xaalis bi ci banque centrale wala ci nit ñi di ko jaaywaat ñeneen institution de microfinance yi ñoom ay détaillants lañ dañuy dem ci banque ba jënd fa xaalis parce que ñoom duñu dem banque centrale jënd fa amuñu possibilité boobu possibilité bu ñu am mooy dañuy dem banque centrale banque yi jënd fa xaalis ñëw détaillé waat ko xam nga tey détaillé bu ñu détaillé rek day cher xam nga suukar grossiste bi lu mu koy jaayee ak détaillant bi lu mu koy jaayee mënuñu bokk prix ku nekk da ngay wut parce que kii da koy jënd ba pare tegaat ci dara mais ñan la koy jaay mooy problème bi est-ce que borom doole la koy jaay déedéet parce que borom doole soxlawuñu boobu détail foo ko fekk rek baadoole koy jënd comme nag Sénégal détail yi yëpp muy suukar muy meew muy xaalis baadoole koy jënd te lu ñu koy jëndee day cher parce que borom alal ji moom du jënd détail maa ngi fàttali am na benn président de la république boo xam ne sax moom xamuloon ni café dañ koy détaillé di ko jaay parce que borom alal yi xamuñu sax ni café danañ jaay ñun banlieusards yi ñun ñoo xam ni café fukki dërëm da nga koy jënd juróom dërëm da nga koy jënd moo tax ñuy bëgg a dee parce que foofu la ñuy reyee parce que détail fu ñu ko jaayee rek day gën a cher pour clientèle bi moo tax banque noonu la tëddee mais ci biir banque yooyu dafa am ay banque nationale ak banque yoo xam ne ay banque commerciale lañ banque nationale mooy banque boo xam ne peut-être état bee ko moom wala am na ci ay action yu taxaw banque yeneen yi ay banque commerciale lañ ci yeneen dëkk yi lañ jóge ñëw mais boo xoolee ba xool au fond même groupe bi la ñoo nekk ci banque bi ñoo nekk ci banque bële ñoom ñooy roode pratiquement ci banque yëpp ñoom ñooy actionnaire ci banque yëpp moo tax Sénégal boo xoolee amul concurrence banque yi lu ñu bëri amul concurrence xam nga concurrence tey bu amoon prix yi day gën a wàññeeku. day wane ne ñii dinañ tane ñee. ñuy xëccoo bu ko defee prix yi di gën a wàññeeku. mais lu tax prix yi du wàññeeku au Sénégal te banque yaa ngi gën a bëri. c'est parce que dafa amul concurrence c'est parce que tout simplement ñi secteur bancaire bi. benn groupe la boo xam ne ñoom ñoo nekk ci banque bi ñooy actionnaire ci banque bi de fait que amul concurrence. moo tax population baa ngi bëgg a dee ci banque yi. parce que prix yi dafa cher. dañ dellu ci prix coût yi ni ñuy jaayee service yi parce que boutique la rek boo xam ne dafa am prêt di jaay carte gab di jaay am ay service ci biir yoo xam ne da koy jaay may fàttali ni banque ci ñetti mbir lay amee xaalis ñetti mbir mooy lan bu ci jëkk mooy xaalis bu muy jaay nga ñëw mu lebal la xaalis am ci bu ci topp moom mooy service yi muy jaay ci biir
carte GAB service la attestation d'engagement service la relevé de compte service la ay service la yoo xam ne dala koy jaay boo bëggee jël boo bëggul bul jël. beneen bi mooy défaut de paiement daanaka nga tardé mu teg la daan mooy daan yi nga waroon fay le 5 nga ñëw le 10 mu teg la ay daan yu metti nga waroon nga émettre benn chèque mu war nga def ci 15 000 francs alors que compte bi 10 000 francs la ñu rejeté chèque bi teg la ay daan. donc défaut de paiement yooyu. yokk lañ si léegi transfert yi te ku nekk am sa transfert bopp. très bien est-ce que tu vois parce que ñun sax ñu ngi doon dénoncer transfert yi ñu def ci banque yi parce que day yéexal liggéey bi. xam nga tey bopp koñ boo dem transfert d'argent yi fa. mais nañ joxe agrément ba rek te bañ ko def ci banque bi parce que tey boo xoolee. lu mel ni fin du mois ñëpp ñëw di fayeeku am ay guichet yoo xam ne dañ koy def ay transfert d'argent amul solo te boo génnee gis ko muy tàttal liggéey bi tax tey yow pour nga def benn simple opération da ngay rang 2 heures de temps 3 heures de temps dañ ne loolu du dëgg du yoon banque yi nañ ko spécialisé ñuy def activité bancaire transfert bi ñu bàyyil ko ñeneen ñi bu ko defee ñu am ci ñoom it dëggantaan am na solo rajo bismillah vas-y Amadou. ok man li ma doon laaj ci côté institution de finance yi comme li nga ko waxee ñoom dafa am yoo xamante ne da nga ne ñooñu amuñu benn këyit amuñu dara te ñoom ñu ngi sonal nit ñi mais loolu ban taxawaay la ci état war a mën a am. waaw très bien parce que ñun yàgg nañ leen dénoncé nañ leen ci ay lobby yu am doole lañ. dénoncé nañ leen au niveau de la banque centrale. dénoncé leen au niveau étatique. mais malheureusement ba léegi dañoo gis ni mesure jëluñu ko ci. te ñooñu seen taux d'intérêt dafa jéggi dayoo ay 80% la ma jox la benn exemple benn jàngalekat bu nekk Mbàkke Codé Diop 298 000 la jël war a fay 3 millions 298 000 war a fay 3 millions ci ban durée ci benn durée de 5 ans 298 ñu étalé ko sur 5 ans mu war a fay 3 millions donc mais en tant que jàngalekat dafa bëri moom lu waral loolu kooku mooy liggéeyal ñooñu mais xaw naa dee yóbbu na leen police yóbbu na leen gendarmerie yóbbu na leen tribunal mais mujjul fenn cas yooyu ñu ci nekk dañoo bëri moo tax ngay gis surendettement bi fayee ko c'est-à-dire que weer dee ñu naan la ay 2000 francs la 3000 francs imaginez ko liggéey ba weer dee dem di fayee ko ñu ne la 3000 francs parce que coupure yee bëri c'est-à-dire que banque ba moom lu mu la lebal da koy jël usurier ba moom it defal nga ko session boo xam ne lu la nga ko ameel da koy jël de sorte que à la fin du mois yow doo desee dara bu dee liggéeykat ga te question boobu suñu code de procédure civile en son article 381 da koo lijjanti dafa ne liggéeykat bu mu mënta doon Sénégal sa payoor dañ koo xaaj ñetti pàcc ci ñett yooyu koo mënta amel alal bu noonu ko boo ko ameloon tam ay milliards benn pàcc bi amul droit dépassé daanaka pour un salaire de 150 000 45 000 sax la ñu wax texte yi li mu wax boo ko calculer ak inspecteur du travail dañ leen naan 45 000 war ko dépassé waa nan la mën a nekkee nag ngay liggéey yow ba weer bi dee dem di fayee ku ñu naan la ay 2000 francs wala sax yow yaa ñu amel dara mu nekk lu situation bu doy waar boo xam ne dafa créer ay cas de surendettement moo tax état bi war a jël ay responsabilités mais sànq da nga ne bu fekkee sa salaire dafa mu toll forcément dañ koy virer banque 100 000 kon est-ce que tamit état nekkul complice selon ni banque di doxee fi mu nekk nii aussi waaw parce que xam nga banques yi et lobbying yu am doole lañ état yi ñemewuñu leen ñoo ëpp puissance état yi dama lay jox benn exemple banque moo am possibilité injecter xaalis ci communauté bi daanaka dugal xaalis ñëpp di ci jot bu injecter xaalis ci communauté bi rek nga ciy jot ma ciy jot ñuy jël taxi di jël oto taximan bi kontaan ne dëkk bi am na xaalis ngi dox comme ñoom ñoo am possibilité retenir liquidité bi buñ ko téye bañ ko circuler loo taximan bi suba ba ngoon duy gis client bu ko ëpp nit ñi duñu am xaalis jaaykat yi kenn du jëndu ñu ne dëkk bi dafa mag ay code la ñuy envoyé état yi pour que ñu changer seen politique donc banque puissance am dafa jéggi dafa am doole parce que ay lobby yu ko sekk yoo xam ne dañuy daaneel ay régime ñoom ñoo ko mën ñoom ñooy financer projet yi bu ñu retenir liquidité bi projet yi benn du dem ñoom ñoo mën a jël benn waay lebal ko xaalis gouvernant chef d'état lebal ko xaalis muy tabax fu ne parce que ñoom ni ñuy procéder c'est par création monétaire et destruction monétaire yooyu dafa xaw a profond bu leen bëggee tam mën nañ ci dellu si mais banque rôle am ci biir réew dafa nekk rôle boo xam ne c'est incontournable suñu dirigeants yi suñu politiciens yi
kenn ñemewu leen parce que doo ko dégg mukk benn politicien wax. ak banque yi ñuy toroxal nit ñi yëpp doo dégg politicien wax ba tudd banque. parce que ñoom ñoo xam tamit compte bancaire du ci ne. parce que politiciens yi fi nekk yëpp boo xoolee dañoo am ay compte bancaire c'est même société civile doo dégg ñu wax ci banque lu waral loolu. c'est parce que seen financement day transiter banque. fan la financement bi jóge banque ko xam. ñeneen ñi mën nañ ko bañ a xam. mais secret bancaire banque bee ko xam. parce que l'argent est le nerf de la guerre. L'argent est au cœur de tout. xam nga dafa am ñun suñu tradition Kocc Barma xaw ma ndax war naa mën a expliquer. na ko gën a leeral. Kocc Barma philosophe la woon africain boo xam ne dafa amoon ñeenti tuf ci bopp bi. tuf bu nekk amoon lu muy tekki. bu ko buur bëggee xam soxnaam la yónni neexal ko soxnaam la woolu neexal ko. bu mu neexalee soxnaam wax ko tuf bu nekk lan lay tekki bu ko buur yéegee dafa ne dama leen jàppal ma Kocc rendi ma buñ demee jàpp Kocc pour rendi am benn mag doomam d'abord ci biir kër gi ne ko waa papa yow kat dañ lay dem rendi ji rek te fi mu toll nii tubéy bi nga sol ni maa nga moom damay bañ nga takkal ko deret teg ma ko bàyyil fi dem doomu jiitle bi premier tuf bi ñëw na mais boobu c'est discutable. doomu jiitle du doom c'est discutable. beneen bi mooy bu ñu ko jàppee yóbbu ko benn mag moo dem gis buur ne ko ah yow kat buur Kocc mi nga xam ne depuis xale yenn fowandoo te yàgg na laa xelal jox la xam-xam saa yoo jàkkee mu gàkkandi la nga bëgg ko jàpp nii rey ko te nga ko bàyyi fii rek di ko utiliser mer rek mere nga ko bàyyi ko fii rek. beneen ba ñëw na mag mat naa bàyyi ci réew. mais buur ak Kocc bépp bu ñu nekkee xale di fowandoo ba màgg dëgg parce que nee na jël na benn tuf bi tuddee ko buur du mbokk moo tax mu ne jàppaleen Kocc dem rek dëgg buur du mbokk mais li indi loolu yëpp leen la xaalis soxnaam la woo neexal ko donc l'argent est le nerf pour wax ni importance xaalis même suñu tradition suñu culture xaalis dafa am benn position boo xam ne même ci biir kër yi da ngeen koy remarquer donc noonu la mel tamit ci biir société bi ci biir communauté bi banque puissance bu mu am par rapport ak yeneen institutions yi parce que tout simplement moom mooy yor xaalis bi moom mooy denc xaalis bi fa la ci moom le secret yëpp ne fa la compte yi di transiter ñoom ñoo mën a xeex guerre ñoom ñoo mën a xeex blanchiment d'argent ñoom ñoo mën a xeex faux billets moo tax boo gisee ma choisir Ngaaka Blindé xam naa peut-être dañ ci gën a kii ni ñu ko jàppee ci faux billets c'est vrai que faux billets am na mais tey Ahmadou bu ma la mayee ñeenti faux billets yu 10 000 boo génnee fii mën nga mayee benn bi mooy yalwaankat bi nekk ci bopp koñ bi boo ko mayee benn da nga rëcc dana ko jël boo demee ci station bi ñu jàpp la am na boutique yoo xam ne bu ñu ko boxoñee sax jàpp la mais 1000 faux billets jox ko guichetier bi nga xam ne dafa toog ci banque ba mën na koo écouler ci benn jour parce que dañ cey jot ay plainte ay réclamations yu bëri yoo xam ne nit day danaan man xaalis ba banque laa ko jëlee dugg ak moom banque ñu ma yegg ñu ne ma faux billet la am raison donc nan la mën a demee donc ce qui veut dire que faux billets yi en réalité jàpp ñu dëgg ñu koy distribuer ci dëkk bi parce que en réalité banques yi à travers guichet yi ñoom ñooy distribuer la plupart des faux billets te loolu ñun dañ cee am ay preuves dañ cee am ay réclamations dañ cee am ay plaintes Ngaaka nag peut-être que xawma raison yi erreur la moo tax may ñaan ñu jéggal ko parce que banlieusard la néew na doole bëri na fi ñoo xam ne am nañ doole te jàpp nañ leen ci faux billets yàgguñ ci kaso bi te moom mu ngi nii ba léegi jugé guñ ko vraiment ñuy ñaan ñu jéggal ko xam naa dinañ ñëw ci deuxième point bi mu nekk coût des services financiers waaw coût bi dafa métti service financier yi ñu koy jaayee dafa métti taux d'intérêt bi daanaka comme olof la ñuy làkk ñu wax ko riba bi dafa ëpp parce que wax naa ko sànq banque day jënd di jaay xaalis day jënd di ko jaay boo demee ci dëkk yu civilisé yi dëkk yu développé yi taux bi du dépasser 2% du dépasser 3% mais Sénégal tey lu tax taux bi
di dem ba ay 14-15% pour banques yi may wax ni borom doole yi ñoom 14-15 la leen jaay. néewum doole yi mutuelle yi 22-24%. daanaka téeméer bu nekk ñaar fukk ak ñeent lañ ciy tef ci ci riba. pour borom doole yi téeméer bu nekk fukk ak ñeent fukk ak juróom lañ ciy teg. mu nekk mbir moo xam ne yow dafa mel ni yow système bi ngay liggéeyal. banque yi ngay liggéeyal. cherté boobu tax na tey kenn mënta am dara ngay borom ngay fayeeku weer salarié. da ngay gis ni boo lebee boo defee ñaari weer ñetti weer ñeenti weer da ngay ñëwaat di lebaat def découvert. wala nga ñëwaat di lebaat def ay prêt spécial. donc coût yi dafa métti taux yi il faut que ñu xool nu ñu koy wàññee parce que tamit banques yi dafa bëri façon xam nga dafa am ay banque classique ak banque islamique mais malheureusement Sénégal amuñu banque islamique bi fi nekk dóor rek lay def daanaka day bubboo diine mais di jël riba. mais nee nañu foofu amul benn taux d'intérêt. am na taux d'intérêt am na riba. chaque jour ñu communiqué ko. am na parce que man ñun bëri nañu ay clients yoo xam ne ñu ngi fa. ñoom ñoom ñu ko weddi. nan ngañ ci mën a expliquer. parce que banque islamique. warul jël riba warul jël intérêt. waaw dafa am ay principes positifs ak ay principes négatifs. principe positif yi mooy partage des risques la daanaka bu la lebalee xaalis boo pertee moom day perte boo gañee mu gañe. ok kon foog mu teg taux. loolu mooy boo perte non du ci teg taux c'est-à-dire que boo gañee ngeen séddoo li ngeen gañe. boo pertee ngeen séddoo perte yi les pertes tam da ngeen koy séddoo. dommage yi tam da ngeen koy séddoo ñàkk bi tam da ngeen koy séddoo. da ngay ñàkk moom mu ñàkk. moo tax finance islamique dafa baax parce que day tax même banque bi day veiller à ce que yow nga réussir. mais finance classique bi dafa xaw a doy waar parce que moom yoonam new ci bu la xasee ba lebal xaalis. téye na say garantie téye na say kër boo pertee yow yaa perte moom day jaay say kër boo gañee moom dina lekk ci yow donc moom pile dafa mel ni nga jël benn pièce de monnaie sànni ko ci kaw ne pile je gagne. banque bi ne je gagne. face tu perds. donc dans tous les cas c'est la banque qui gagne. moo tax mbir moomu xaw a doy waar. coût de service yi dafa rëy carte gab li ñu koy jaayee dafa cher. taux d'intérêt bi wax naa ko sànq dafa cher. attestation d'engagement bi dafa cher. relevé de compte bi dafa cher. donc service bancaire yi. soo ko bëggee tëj. boo bëggee tëj moom laay wax ni attestation d'engagement di nga fay presque 200 000. attestation d'engagement attestation de non engagement ñu teg la ay pénalité fii par gour donc coût bi banque li muy coûter client bi dafa cher alors que coût d'exploitation bi méttiwutul. léegi informatique bi compte bancaire lan mooy tey képp ku nekk ci banque ñu dagg la agio diggante 4000 ak 7000 lañ koy dagg pour particulier yi. entreprise yi ay 25000 50000. imaginez weer bu nekk ñun ñëpp ñuy liggéeykat cotiser soit da ngay liggéeykat nekk ci entreprise ba cotiser yow ngay liggéeykat sa bopp nga cotiser ñii 6000 ñii 7000 ñii 4000 xaalis boobu yëpp ñu dajale ko ne banque yi gratuitement jël leen mais xalaat ko tuuti. lan moo xew ba tey ñun ñëpp weer bu nekk képp kuy daan dooleem forcément di nga cotiser lu mu dee 4000 bu dee ci banque nga nekk 4000 wala 7000 bu dee entreprise de plus de 25000 bu dee mutuelle nga ay 2000 1500 xaalis boobu yëpp ñu taqale ko ne banque daal yow la sa ndey liggéey jëlal weer bu nekk amul tëbal mais loolu war nañ ko xoolaat. lu ciy pexe mooy ñu fexe parce que tey boo jëlee ku mel ni retraité pensionnaire peut-être buy nekk en activité amoon na possibilité weer bu nekk ñu dagg ko 7000 mais bu demee ba nekk retraité di jot pension boo xam ne daanaka ay 50000 la nga bëgg ci tekk yow weer bu nekk 7000 francs mais yaa ngi koy lor état bi war a jël ay responsabilités protéger les faibles parce que il faut des lois protectrices des clients dëkk bi il faut ñu def ay lois yoo xam ne day protéger les faibles la loi ne doit pas protéger le riche am na lu koy protéger mooy yor na ku yor ki am na lu koy protéger parce que mën na jàmbaarloo dem tribunal jël avocat ak yooyu mais yow fooy jëlee avocat kuy fayeeku 50000 60000 fooy jëlee avocat boo xam ne 200000 nga koy fay ak 300000 da ngay décourager bàyyi naa ko ak yàlla moo ci topp te warta mën a demee noonu loolu nag bokk na ci li waral tey ñun ñu créer association bi wut ay avocat pour que ku banque bëgg néewal doole ñun ñu taxaw ci boo leen demee tribunal ñu jël avocat jox la
boo ko defee yow boo tegee sa avocat banque bu tegee parce que banque yëpp am avocat bu baax clients yi amul avocat alors que du yoon état bi waroon jël foofu sax responsabilité am xam nga tey banque il faut nga xam ni ba nga fay boo fay dugg ba nga fay génn da ngay fay ay taxes dafa am lu ñuy wax taxe sur les opérations bancaires boo xam ne banques yi dañ koy dagg client bi di ko jox état bi taxe boobu ñun nee nañ état bi comme client bee koy produire na nga ci tekk 0,01% sax jël ko n'est-ce pas def ko ci benn caisse pour que client bi comme banque ba la koy produire bis bu ci amee jafe-jafe ñu jëlal ko avocat mais ba léegi état bi nanguwul seete ci côté boobu mais ñu ngi ko ci xaar bu baax a baax donc coût de service yi rëy na moo tax jaaykatu gerte caaf bi jaaykatu jën bi marchand ambulant bi ñoom ñëpp a ngi dem banque mais dañ fay sonn parce que banque li mu leen coûté woyoful imaginel koo xam ne tey buñ la daggee à jour dagg la yenn frais yi nekk ci suuf ay frais de virement wala compte à compte ak yooyu noonu du la desee ci dara ba pare bu doon da nga fa jël prêt imagine nga am benn salaire wu 100 000 francs ñu lay dagg 30 000 30 000 yi ñu dagg la à jour dagg la yenn commission yi commission intermédiaire ak yii donc da ngay dem ba nga xam ne yow boo fayee ko da ngay gis ni néew na lool parce que banque li mu la coûté moo cher moo te banque war ko coûté kenn dara parce que bancarisation la ñu wax ñoom ñoo forcé nit ñi ñu dem ci banque yi donc coût yi dañoo war a fexe muy banque centrale muy état du Sénégal muy banque yi sax seen bopp dañoo war a fexe coût yi wàññeeku parce que il faut que tamit ñu wax ko gis na ñii di liggéeyee banque man awma problème ak ñoom parce que xam naa ni ay sénégalais yoo xam ne dañuy liggéey lañu ñoom logiciel rek la ñuy contrôler noo leen gisee nii logiciel da ngay ñëw ñu dugal say données ne la daa nga fi am nii kii amuñu benn pouvoir de décision bu tax ñuy wax gis nga nañ ma baal mais l'esclave des temps modernes n'est pas enchaîné il est endetté daanaka jaamum jamono ji formule bay changé waaw nekkatul koo xam dañ koo takk dañ koo endetté tubaab bi day toog dëkkam envoyé logiciel am léegi dootul ñëwati parce que bu njëkk ba dañ doon ñëw wàcc jël ay sénégalais ñu jàpp yeneen sénégalais ñu jàpp leen ay jaam di leen liggéey loolu yi léegi amatul seen dëkk la ñuy toog yónnee ñu logiciel jël ay sénégalais ñu toog fa di exécuter logiciel bi di rendi seen i moromu sénégalais ci ay taux 14 15% 22 24% te liggéeyal tubaab bi ñoom na mënuñu ci dara parce que ay sénégalais lañ jàng nañ banque finance dañoo war a liggéey man loolu bokk na ci li tax man banque mënuma ko exercer parce que liggéeyal too sa réew yow tubaab ba ngay liggéey parce que ay banque étrangère rek lañ fa am boo xoolee banque bi nga xam ne dañ naan sax Sénégal la ko moom yi nga xam Sénégal ay action rek la fa am ay action rek la fa am moo tax man may ñaax borom doole yi ñu góorgóorlu ñoom it ñi nekk ci dëkk bi ñu créer banque nationale banque yoo xam ne day dimbale askan bi dana suqali réew mi dana liggéeyal sénégalais gis nga tey nga nekk pays étranger boo bëggee tey tibb xaalisu Sénégal jarul ngay ñëw envoyé fa sa banque rek da ngay gis dëkk boo xam ne day négocier ak Sénégal sax mais li muy njëkk a def mooy envoyé ko banque am banque bu ñëwee installé wu tibb xaalis ba yóbbu ko ñu lebalaat ko Sénégal Sénégal di ko fay ak ay taux donc xaalis ba ñoom jëlewuñu ko fenn fu dul si dëkk bi à travers une banque comme boog ñun nañu mus mobiliser wu créer ay banque nationale bu ko defee taux yi wàññeeku coût bi wàññeeku parce que léegi informatique bi yomb na informatique amatul coût d'exploitation bu njëkk ba sax mën nga wax ni installation yeeg coût beeg logiciel beeg yooyu mais loolu léegi c'est banal dafa yomb de sorte que amatul coût d'exploitation moo waral banque tey war naa gën a mën a oyof pour population bi moo tax ñu ñuy xeex di leen ci xaar bu baax a baax a baax a baax ñi ngi doon wax ci deuxième point ci coût bi léegi dama bëgg na ci troisième point ñu wax ci qualité bi des services financiers waaw qualité bi dafa xaw a doy waar parce que malheureusement Sénégal amul qualité de service boo bëggee tey këyit bu ndaw ci banque boo moytul dana la jëlal ñaari weer wala ñetti weer relevé de compte rek boo ko soxlaa da nga daw bay bëgg a dee da nga rang bay bëgg a dee attestation d'engagement même chose gap carte gap bi boo ko demandé balaa moo génn day yàgg amul qualité de service te boo ko jëlee tamit am na ay banques yoo xam ne sax seen carte bi ca boppam du carte de qualité
ñaar ñett mu yàqu nga demaat di jëndaat beneen ba pare gab yi saa yoo demee gab bi hors service gab bi amul réseau gab ba dafa paan xam nga loolu du qualité de service gab bi dafa paan mais li ci gën a doy waar mooy gab yi tey boo ci defee opération ba mu annulé ko boo moytul ñàkk nga sa xaalis débuté quoi. may nettali rek benn militaire bu ma woo fan yi passé di ma laaj nan lay def xaalis ba parce que moom nee na dafa dugg ci gab ba bu mu duggee ci gab bi balaa moo def waaj a def opération rek gab bi ne kat yuuxu rek génnee 100 000 nee na nee na mu jël te dugal ci poosam xaar déggatul dara nee na mu nekk comme xaaral ma jéem a dugal sama carte man jéem a def benn opération 10 000 francs mu def opération 10 000 da gab bi ne kat yuuxu ba ci yàgg taxaw déggul dara nee na mu taxaw di xaar jékki-jékki gab bi yuuxuwaat ba ci kanam taxawaat ba ci ñeenti yoon 10 000 francs yi door a génn mu xam ne comme kii fi bàyyi xaalisam boo gisee mu bàyyi ko fi c'est parce que dafa jàpp ni affaire dafa yéex mu jàpp ne annulé nañu opération bi nekkate gàbbee paan léegi nag bu mu génnee xaalis bi mu woo ma téléphone ne ma na ma koy def ma ne ko demal ci kii ba agence ba nga déposé fa xaalis bu ñu defal la décharge parce que borom débité nañ comptam te xaalis boobu boo moytul da koy ñàkk parce que bu defee réclamation dañ ko naan génn nga loolu mooy amul qualité de service gis nga gab dafa war a am caméra de surveillance ci biir parce que tey boo defee opération ñu débité la à tort xaalis génn machine ba da lay débité ci opération yi la plupart dañuy bind ni débité nañ la nga gis sax yenn saa nga jot message bi ci saa si ni dagg nañ xaalis fekk na yow génnul dara parce que gab bee paan sa téléphone léegi nag il faut nga dem defi réclamation te réclamation boobu yenn saa yi mu aboutir yenn saa yi du aboutir léegi nag ñun lu ñu wax mooy comme coow dafa bëri ci gab yi jot naa wala jotuma nañ ci def caméra de surveillance mais léegi am na ñu am waaw mais yu bëri na ay gab yoo xam ne amul waxuma la gab sax mais guichet bu nekk dafa war a am ci gannaawam guichetier bu nekk dafa war a am ci gannaawam caméra de surveillance bu koy toog tiim ko parce que mës nañu am problème bu mel noonu waa ji dafay def opération jékki-jékki jox bu mu ko femme bi joxe xaalis mu génnewaat 10 000 na ko wecc ba femme bi téye 10 000 bi defal ko di ko defar opération jékki-jékki mu ne ko ana 10 000 bu nga ma wax pour ma wecc mu ne ko noo jox naa la ko te encaissé na ko werante am seen biir te mooy perte la coow li bëri waa ji perte xaalis nar a perte xaalis sax génn banque ba ne ma woo ma téléphone wax ma ko ma ne ko guichet bi war naa am caméra de surveillance normalement donc nañ génnee vidéo bi ñu xool bu dee jox nga ko ñu xam bu dee joxoo ko mu xam mais malheureusement guichet bi ci gannaawam amuloon caméra de surveillance comme faux billets yi tamit waa ji dafa génn banque ak faux billet dugg beneen banque ñu ne ko beneen yow li nga yor faux billet la mu delluwaat ci banque boobu femme bi waat ni moom booy billet yi mu ko jox yooyu mais bu doon am na caméra de surveillance ci gannaaw guichet bi danañ xam dana feeñ te ñun lu ñu wax banquiers yi mooy pour des questions de transparence pour des questions de qualité de service xam nga tey ñoom banquier boo ko joxee 10 000 francs faux billet am na machine bu mu koy détecté bu baax mu delloo la na bi faux billet waaw moom bu joxee ñun bu ñu joxee faux billet nag amuñu fukki moo tax appareil bi dafa war a nekk ci biir ak ci biti ci biir ci yow boo ko joxee parce que am nañ moyen yooyu non qualité la boo ko joxee mu vérifier waaw moom lu tax mu yow nga am possibilité vérifier te moom amul moom mu am possibilité vérifier te yow moom may la occasion vérifier te pourtant sax na la tegal benn ci biti bu nga xam ne da nga fay jàllale xaalis bi grand gis nga gab yi day génnee faux billet bu baax gab yi bu baax te da ngay dem wéy ba sonn doo xam fooy mujjee ak moom bu baax a baax a baax man kay nit photo na ko waaw gab envoyé ma ko ne ma ci gab laa ko jëlee te faux billet la est-ce que tamit ci qualité bi gisoo ñu bàyyi gisee muy nekk ay bureau yoo xam ne dafay tëju séance tey ñu nekk ci benn salle boo xam ne dafa bëri nit ñu ñëw ma jël benn 15 millions foofu publiquement nit ñi di ma xool xam nga tey accès bi ci biir salle bi booy dugg kenn du la vérifier en tout cas da ngay ñëw rek jël ci ticket toog mun naa nekk comme neex jël sama ticket rek ñoo toog mun naa xool kii récupérer 15 millions
mun naa ko jiitu génn si biti instant bi muy compté moo tax ma ne est-ce que warul nekk léegi ñu dindi guichet mu nekk ay bureau yoo xam ne da nga dugg si biir tëju mais mooy yoon pour dolli mais la pour man guichet dafa xaw a archaïque pour dolli la sax même gap yi ñuy def gap découvert yi teg benn ca ma banlieue ba le marché Ndiarème gap yoo xam ne nii ngay def mbedd mi la mbedd ba banque bandi yi taxaw tiim gap ba dëgg la yow ngay retirer ay 200 000 ay 300 000 nga pare xam nga yooyu Europe am na fa parce que Europe kon yëpp ay caméra de surveillance la boo ko defee doo rëcc yàlla sécurité boo ko agressé doo rëcc parce que dañ ko sécuriser dëgg la mais fii da nga koy def génn bandi yi topp la niñ koy defee ci gap ba noonu lañ koy defee ci guichet bi agence ba kuy retirer yenn somme yi dañ la war a mettre dans les dispositions sécuritaires dugal la ci biir bureau jox la xaalis ba nga génn dugal sa biir saak génn odo bu la neexee sax dem sa yoon mais ci kanamu nit ñi ci digg nit ñi c'est-à-dire que ñoom soucié wuñu ci sécurité ak qualité client bi qualité opération qualité ñoom l'essentiel mooy ñoom sécuriser noonu ñoom dañu waaye ñoom ñoo garanti wul la yow sa sécurité parce que kii dugg di génn yow xamoo li muy def parce que nit danay dugg jël ticket toog observer li mu soxla ba pare ne la saa waay maa ngi ñëwaat génn mais xamoo lu mu dem def te gis na kii di génn ak xaalis bi très bien xamoo sécurité bi mooy manqué na foofu dañoo sécuriser piste bi alentour bi mais kee client bi ak génn xaalisam bi sécuriser wuñu amul benn ou bien bépp nit buy dugg war nga mun a wane benn papier boo xam ne day wane ne yow da nga fiy def ay échange wala dépôt ay opération léegi dañ lay filtrer ba pare laaj la looy def am na dañ lay filtrer ba pare laaj la looy def mais comme li mën nga toog comme li sa waay wax yàggaay bi mooy kii def transfert bi kii def opération bi kii def lii yàggaay bi léegi waaj mën na dem ba ci kanam mu ne la damay annuler delloo la ticket bi ne mooy damay annuler fekk annulé wul kam doon ciblé gis na li muy def génn na def na ko li mu koy def dem na yoonam parce que loolu moo ko taxoon jóg quoi moo tax il faut que ñu sécuriser non seulement xaalis bi ñu koy sécuriser mais clientèle nit ka tamit il faut que ñu koy sécuriser il faut que mu am des guichets spéciaux yoo xam ne c'est pour le retrait de certaines sommes d'argent am na sax am na ay mais malheureusement gros montant affaire gis yooyu yëpp am na nga quoi dugg naa ay mutuelle surtout yoo xam ne moo ci ëpp de bu gis nga bu la fayee amoo sax fooy wéeru pour compter xaalis xam nga loolu amul transparence si te banque sànq wax naa ko complexe bi pour taxaw di fa compte di taxaw ni di compter xaalis bi ni c'est gênant dañ lay jox benn 500 000 tekk ci benn billet doo ko xam parce que yow déjà complexe sax moo tax il faut ñu décomplexer sànq wax naa ko yow nga war a taxaw comme wóoluwu la moom ba compter boo ko joxee yow it noonu nga war a def vis-à-vis de moom comportement wu pour que nga def ko moom day toog ci chaise am fu mu teg xaalis ba am fu mu ko nattee ba mu wóor ko ni yow nangam nga ko jox mu dugal yow it dañ la war a mën a may possibilité boobu moo tax ñu ne leen seen guichet yi table bi waaw fu ñuy fayee na large ba nga xam comptoir ba na large ba nga xam ne ki nga fay ba pare dana mën a pousse keneen ki def opération parce que ay numéro la dañ naan teng 2 ñëw bu pare moom bu la fa joxee rek nee na teng te 3 ñëw waaw moo tax dafa war a am temps boo xam ne très bien pour nga joxe sa accord na li nga ma jox mat na li doo ko woo beneen voilà léegi nag ñoom sax mën nañ ne loolu day yéex mais nañ la may mu lay xool nga lay xool xaalis baa ngi ni ngay compter nga compter ba mu mat boo demee génn banque ba nag mais par exemple bu dee ay 10 millions la du neex a compter foofu du neex a compter mooy problème bi c'est que xam nga yooyu moom yëpp gros montant lay doon quoi léegi nag dañ lay booleeg benn agent bi nga xam da ngeen nekk ci bureau bi moom mu jox la moom mu compter ba pare jox la yow nga nekk fa di compter moom sax mën na fa dem defe ji leneen balaa ñu lay jox enveloppe sax problème la pour nga def ci sa xaalis problème la yow yaay ñëw ak foo ngay denc sa xaalis d'accord voilà boo xasee ba génn banque ba nag jeex na seen responsabilité dégagé nañ ko jeex na bu ñu la joxee faux billet nga xas ba génn banque bi dégagé nañ seen responsabilité d'accord man ci kali c'est que boo xasee ba génn jeex na boo duggaatee reconnaître ñu voilà lépp looy def na nga ko def à l'intérieur mais xam nga tey bu amoon caméra de surveillance yoo xam ne film la lépp am na réclamation bi fu muy toll dañoo war a génnee vidéo yi mu leer ça c'est vrai mais mës ngeen ci am cas client boo xamante ni après ñëw na banque bi reconnaître dem xool ci vidéo yi ñu réclamé wu loolu noonu mu dal duñ ko nangu bëriwul de duñ ko nangu ok duñ nangu ku dem ci seen vidéo dem ci vidéo yi di xool di archive yi xool loolu duñ ko nangu da ngay wax bay bëgg dee ñu ne la non alors que du yoon te sénégalais
amul culture porter plainte parce que bu montant bi rëyul rek yenn saa yi dinaan yàlla baax na garaawul wala sax amana yenn saa yi du ko xam du xam fu mu manqué parce que wóolu na banquier benn paire wóolu boo xam ne bu ko bu si 500 000 bu ci tekkoon benn 30 000 francs sax danaan est-ce que du man maa compté wul bu baax est-ce que dépensé wu ma ko fenn alors que mbir mi du question de confiance la confiance n'exclut pas le contrôle comme le contrôle n'exclut pas la confiance tubaab ba ko wax c'est pas parce que damay contrôler moo tax aw ma ci yow confiance c'est pas parce que aw ma ci yow confiance moo tax mooy contrôler. d'accord xam naa temps bi mi ngi dem ñu jël suñu 4e et dernier point parce que waxtaan nañ ci qualité bi wax nañ ci coût bi léegi nag dañu ñëw ci transparence bi doon ci junjuñ nga ko sànq. waaw xam nga transparence fu mu amul rek dara du fa mën a sotti junj naa ko sànq ak caméra de surveillance yi. ci transparence bi la bokk. junj naa ko sànq ci relevé de compte bi ci transparence la bokk tey client bu ñëwee taxaw ci guichet bi muy fonctionnaire wala liggéeykat wala travailleur wala salarié da la war a laaj ñaata lañ ma viréel mais banques yi ñoom lu ñuy joxe rek mooy position bi lii moo fi des mooy dagg-dagg yi daw yi bu ñu ko defee donc moom xamul sax en réalité ñaata lañ ko dagg moo tax da ngay dem ba nga xam ne am na ñoo xam ne dañu naan man daal damay ñëw rek buub la fa des rek dem sama yoon. banquier bi loolu la bëgg nga bañ di vérifier nga bañ di contrôler yow daal ñëwal buub rek dem sa yoon donc loolu day créer méfiance te day wàññi taux de bancarisation parce que ñun en réalité nous sommes pour l'inclusion financière nous sommes pour la bancarisation parce que tey jaaykatu gerte caaf bi bu yóbboo xaalisam banque di ko fa denc dana am comptabilité parce que dina am reçu ëllëg bu nammee financement duñ koy njëkk wax mooy est-ce que am nga compte bancaire. mu génnee carnet mu wal leen ñu ne ko compte bi noo ko doon doxalee mu ne dama doon jaay di dugal di génnee reçu yi wal leen xam nga déjà am na comptabilité de manière formelle boo xam ne moom sax xamu ko. donc loolu day yokk n'est-ce pas day yokk possibilité am pour mu am financement. nous sommes tamit pour l'inclusion financière bancarisation parce que day tax ñu mën a xeex guerre parce que tey corruption bi ngay dégg ni yëpp mais xaalis boobu yëpp banque lay transité boo demee Sandaga xaalis bu gars yi di joxante nii. gauche droite. mais bu jaaroon banque mooy gën parce que day tax état bi sax suñu état sax am xaalis pour mën a créer emploi parce que xaalis boobu bu fa jaaree. état dina mën a am ay taxes yu muy dagg am xaalis mais tey imaginer tey kenn ku doon yónnee 5 millions famille tollu fële Espagne wala Italie woo benn commerçant mu joxal ko après mu jox loolu état bi da ciy perte alors que état bi dafa war a am xaalis pour mën a créer ay emploi day xeex tamit day tax tamit ñu mën a xeex blanchiment d'argent bi ngeen di dégg nii blanchiment day suuxal réew banque bu ñëpp yóbboo seen xaalis banque danañ xam ku nekk nan ngay liggéeyee lan mooy sa am déclaration de soupçon mën na am ak yooyu noonu. donc day leeral mbir mi te day tax tamit banques yi am liquidité pour mën a leble. ci lu wér parce que tey borom alal bi bu dee day jël xaalisam di ko bàyyi këram ganax yi di ko lekk. mais Afrique mooy perte. suñu zone UEMOA mooy perte parce que il faut ñu xam ni xaalis bi dafa am coût de production xaalis bi defar nañu ko Sénégal. daa war a circuler. France lañ koy defaree te dafa am coût 10 000 francs ba ngay téye noonu papier bi. dafa am coût de fabrication boo xam ne ñun dañ koy supporter di ko fay donc nañ jël xaalis bi yóbbu ko parce que marché yi ngay gis nii muy tàkk ñu naan la ay 80 millions ay 100 millions lakk na ci mais c'est une perte pour l'économie du pays baaxu ci donc moo tax ñun dañ ne na ñëpp banques yi amana baaxuñu mais nañ ñëpp jël seen alal yóbbu ko banque ñu xeex nag pour ñu améliorer transparence bi parce que compte yi ñuy dóor gauche droite nga dégg détournement yi. ay compte boo xam ne dóor nañ fa 10 millions ay compte boo mais loolu lépp ci problème mu transparence la nekk parce que tey nit ki mënoo liggéey sa alal dugal ko ci banque jàpp ni foofu ëpp sécurité yow sa gafaga ba nga ko doon dugal wala sa sac ba nga ko doon dugal du ko sànni ci biir suufu ronal bi ndekete foofoo gën a bon. parce que dóor bi fa la ëppee. donc y a problème moo tax gis nga question transparence bi dafa nekk au cœur du système bancaire parce que banque en réalité capital la crédibilité confiance te ñaar yooyu ñetti seey capital confiance crédibilité léegi confiance bu fa amul crédibilité amu fa
même boo amee capital banque ba du dem. parce que transparence parce que crédibilité beeg kii bi crédibilité beeg confiance bi transparence moo koy installé donc bu amee transparence kenn du mer kenn du kaas parce que liñ la dagg da ngay xam ne lii lañ ma dagg li ma dugal da lay wóor ne boo tëddee nelaw xam ne kenn du ci laal mais di tëdd dugal sa xaalis banque boo tëddee doo nelaw di jàpp ne sama guichet bi jéem est-ce que du ma dóor benn 1000 francs benn 500 wala loolu nag dafa bokk ci loo xam ne day gàllankoor inclusion financière alors que inclusion financière ñëpp ciy gagné banque ba day gagné parce que day tax muy jaay xaalis te commerçant buy jaay rek bénéfice am fa la ne client bi day gagné parce que banque ba da koy lebal xaalis mu lim liggéey ñëw fay mu am banque ba am état bi da ciy gagné parce que tey lebal beeg fay beeg yooyu yëpp état bi da ciy dagg taxe TVA te bu ci daggee TVA moom keesam yi day fees mu mën a créer emploi tabax ay tali tabax ay immeuble créer ay école di ci dimbale néewum doole yi vraiment donc da ci am solo dafa am solo ci réew dafa am solo ci réew mi xam naa ne une heure jot na question d'hiver yi démarré na ñun aussi mën nañ poser wàllu suñu question d'hiver en attendant dama xamul tamit ba xam di ngeen intervenir ci wàllum banque bi may wax nag ci côté sama poche la maanaam sama téléphone parce que man tey mun naa yor sama téléphone am naa ci 5000 francs maanaam sama kalpe may dem di ko récupérer parce que maa moom sama 5000 ñu daggale dagg boo xamante ni par exemple ay 350 ay 500 est-ce que tamit di ngeen intervenir ci domaine boobu maanaam kalpe bi nga xam ne sama poche la nekk mais électronique la bu baax sax parce que ñun nee nañu coût de transfert d'argent yi dafa cher na lool te jéggi na dayoo mais bi ci gën a garaaw tey naa la ko may. concernant calpe yi. waaw frais yi boobu frais yi dafa cher. mais ba mu la si doon taftalal mooy te ñun ñëpp am nañ ko suñu portable. mobile monnaie. compte boo xam ne ci dugal xaalis ñun kon ñoo xam code bi. waaw bu génn àddina amee nag ñaata nit ñoo génn àddina bàyyi ci seen. kalpe seen compte yooyu xaalis. waaw loolu doy na waar de. non dama cee def étude. même banque yi sax mun nga nekk à l'extérieur. mais dinañ ci ñëw. foofu laa jëm si bii dafa sensible. waaw bii sa soxna ba nga nekkal. dëkk ak moom sa rakk ba nga bëkkal ndek bàyyi sa papa wala sa yaay xamul code ba. dëgg la. ñaata ñoo génn àddina tey. bàyyi fa lu mu dee 1000 francs wala 15000 wala 100000 francs ci biir compte bi. dëgg la. perte noonu seen njaboot perte. ñun def nañ ci étude. parce que ñun lépp dañ koy gëstu. du ñu bàyyi dara mbirum xaalis la. dem def enquête par rapport au décès yi am. def ay propositions. parce que ñun lu ñu wax. parce que ay compte bancaire lañ. lañ leen wax mooy nit ki dana yor kalpeem. bu toogee 1 mois yoo xam ne defu ci benn achat defu ci benn opération de retrait. wala de dépôt. numéro am xam ngeen ko. war am ngeen da ngeen ko lu ngeen ko amel mooy woo ko. xool ci lu mu ne. xool ci lu mu ne. poser ko question. xam lu tax deful opération wala deful opération. buñ leen nee dafa génn àddina ngeen ne famille bi na defar certificat de décès. wut héritier yi. ñëw ñu jox leen xaalis bi. indaale numéro téléphone bi. indaale numéro téléphone bi. ak certificat d'hérédité. boo xam ne tribunal la koy defal. si ñu ñëw jël. xaalis mais nanguwuñu ko defuñu ko li ñuy def mooy xaalis ba day nekk ci circuit bi ñu ciy liggéey parce que xaalis électronique la ba nga yor sa ba nga yor sa kalpe xaalis électronique la xaalis la ma nga ca marché financier bi di dox di fa jur di fa jënd yeneen ak yeneen ñu ciy am bénéfice bu takku moo tax ñoom loolu intéressé wu leen benn ñaareel bi mooy li nga wax sànq pourquoi boo koy retiré ngay fay du yoon parce que tey xaalis ba nga jël 100000 francs yi nekk sa kalpe jàppal ni lam fa tëdd ma nga jur xaalis bu takku te li mu jur noonu joxuñu la ci dara. parce que le temps c'est de l'argent. ah oui. une minute bu mu fa def. jur na amana 100000 yu fa yeneen 100000 yu tegu. te amul lu dooleeku ci yow. te dara dooleeku ci yow. par conséquent boo koy génnee. war a ñoo fay dara. am na benn diir boo xam ne. ba fa nekkee boo koy génnee waroo fay dara. mais pourquoi tey boo koy génnee ñu bëgg la fayloo. même bu ñu lay fayloo comme ni ñu la fayloo lu yomb. mais xoolal taux yi nu mu élevé. dafa bari.
moo tax c'est pas normal ñu ngi dund ci sénégalais ñu ngi dund ci sénégalais ci transit parce que léegi nit mën na bañ a am compte bancaire mais mu am compte ci portable am donc foofu war nañ def ay effort et investissement pour que ñu mën a am fichier bi mën ko def seen biir système de sorte que yenn njuuj njaaj yi n'est-ce pas du am. Amadou amoo question divers. si bëri naa question loolu sax. vas-y. man ci côté boobu sax ci laay delluwaat quoi léegi yow le fait que ci compte yooyu nga xamante ni si sa numéro ngay jël def sa xaalis affaire yoon di leen jox ñoom ñu siy liggéey. la moo tax ñoom mu ñu la see lebal te boo soxlawee woote ñu lebal la. waaw dañ la ci waroon mën a lebal. oui parce que compte bancaire la. compte bancaire la. bu def compte courant la sax naanaka day def ay opération de retrait et de dépôt. ñuy liggéey. d'achat et de tout. donc loolu ñun dañ koy rafetlu parce que xaalis bi xaalisu électronique la. coût de fabrication bi daf ñu koy épargner. am na tuuti sécurité parce que dootoo gàddooti xaalis ay 100 000 kii day wàññi agression beeg yooyu. quelque part baax na mais problème bi mooy dafa arrangé wul parfois le client. comme li nga wax comme yaa ngi fay dugal xaalis. da ngay fay courant di ci fay ndox. boo yorul dala war a lebal. dala war a lebal war na mën a débuter. nga wàcce kooku. xam nga compte ñaari sens la am. day débuter wala mu créditer. débuter mooy wàññeeku c'est-à-dire que moyen. nga leb ñu lebal la yaa leen amel. comme day créditer mooy ñoom ñoo la amel parce que nangam a nga ci biir. noonu la war a mën a demee mais compte bi benn sens la am. kese ñëw da ngay créditer wala mu nekk zéro. c'est pas normal war nañu mën a jàll ci beneen phase mu nekk vrai compte boo xam ne day am ay débit day am ay crédit yoo xam ne da nga koy mën a def ndax nit ki parfois loolu sax santé financière wu compte dafa obligé banquier bi pour muy lebal parce que compte bu bëri opération c'est parce que yaa ngi liggéey ak banque bi yaa ngi liggéeyal banque bi parce que moom xaalis boobu da ciy jël di ci liggéey keneen. donc boo soxlaa tamit comme moom mu ngi koy lebal feneen war na la ko mën a lebal. pourquoi pas parce que tu es crédible. man ci côté association bi laay wax quoi le fait que créé ngeen ko antenne bi est-ce que wër na Sénégal parce que banque yaa ngi fépp cible bi nit ñi ana ñu fu ñu toll mbooloo mi. effectivement association bi existé na ci département yëpp. ci région yëpp. fi mu nekk nii ñu ngi bëgg a boucler toutes les communes. nit ñaa ngi organisé wu bu baax à travers les réseaux sociaux surtout. WhatsApp. xam nga WhatsApp tey jaaykatu jën bi sax am na ko. dëgg la di ci communiquer. donc formule boobu lañ jël. pour que commune bu nekk mu créer groupe WhatsApp actif. Guédiawaye actif Koungheul actif nangam. bëri na te nit ñaa ngi mobiliser wu. parce que sonn nañ. te xam nañ ne ku nekk bu demalee boppam. du ñu am ndam. il faut que ñu mobiliser wu. di échanger à travers les réseaux sociaux. bu ko defee comme ni ko gars yi waxee bu ñu joxee consigne ñëpp mën ko suivre parce que damay faral di ko wax nee naa leen banque moo gën a yomb xeex 24 heures ñu régler toute la question bancaire 24 heures jarul sax 72 heures 24 heures rek benn consigne dañuy joxe ñëpp respecté ko ñu suñu problème jeex gis nga tey banque yow da nga fay dugal xaalis denc mu jël xaalis ba lebal ko Mademba ak Masamba yow saa yoo soxlaa xaalis boobu mën nga ñëw jël si ko saa yoo soxlaa mën nga ko jël si ma dem ba Masamba da leen ko lebal pour 2 ans pour 5 ans. ñoom échéance yi la leen defal ñu koy fay. tey banque daanaka ko dafa yomb il suffit que ñëpp dem taxaw ñoo xam dugal nañu si xaalis ne ko jox ñu suñu xaalis te moom xaalis boobu lebal na ko Masamba ma dem ba pour 2 ans 3 ans. banque bi di nekk en crise day daanu. dëgg la xam nga loolu yomb na. dëgg la donc banque amul xaalis bu mu liggéeyee. xaalis jàmbur. lay jël di ko joxe gauche droite. di ci am. teg ko ci ay contrat. teg ko ci ay contrat. danañ ci ñëwaat parce que ñu bëri posé nañ question ci convention yi. d'accord xam naa man dama bëgg a dugal benn question juste après ñëw ci question auditeurs yi parce que heure bi mi ngi dem. bëgg naa tamit nga développer tuuti concernant les garanties ak caution parce que man tey mën naa ñëw bëgg a leb 100 millions. ñu laaj ma garantie. booy seet bu fekkee dama garantie loo xamante ni c'est inférieur à la somme demandée. mun nañ ma indil rejet. ou bien loolu. des fois da ngay garanti loo xam ne valeur 120 millions la. wala 150 millions ñoom su waa daf leen di arrangé. nga xam ne même ëllëg boo indee gàllankoor ñoom loolu dañ koy jël ba pare c'est plus de bénéfice. xoolal aussi tamit côté caution yi. donte nag boole ko sa développement. mais bëgg naa tamit tuuti nga àddu si. les cautions et les garanties. waaw
waaw xam nga garantie banque ci garantie lay dem. tey boo amul garantie banque du la lebal. te loolu dafa doy waar. normalement étudiant war na dem banque parce que dans les pays développés étudiant da ngay dem banque sax xarañ nga ñu lebal la xaalis nga fay say étude Obama bu mu paree fay ay jàngam. yàggul. pourquoi fii étudiant duñ ko lebal boo amul garantie kër wala bulletin de salaire duñ la lebal. loolu day poser problème accessibilité au crédit. mais gis nga sa kër ñoom ñoo ñëw évaluer ko de ne la kër gi 100 millions lay jar. nga jox leen ko ñu téye. lebal la ci benn 50 millions. 50 millions bi dañ la koy defal échéancier boo xam ne da nga koy fay par weer. boo toogee benn weer fayoo dañ naan ci kër gi jaayoo ko au quart du prix. au quart du prix. daanaka ñoom ñoo ñëwoon évaluer ne kër gi 100 millions lay jar. buñ demee tribunal di ko jaay 25 millions lañ koy jaay. 25 millions day rey kii bi prix bi. 25 millions ñu jëndaat ko ñoom seen biir dugal ko seen patrimoine. wala seen gars yi seen biir ñu joxante moo bi ñu jënd ko seen biir. yow non seulement 50 millions la nga leen ameloon. ñu jël 25 millions toppat la kay da ngay perdre jëlaat sa yeneen bien def procédure jaaywaat ko. donc une manière boo xam ne dañ lay ruiner. kan moo defar loi yooyu. kër goo xam ne banquier bi moo ñëw ne lii 100 millions indi expert mu ne 100 millions. ñu dem tribunal loi bi ne à la criée mise à prix 25 millions lañ koy jaayee. kan moo defal loi yooyu. moo tax ñoo war a taxaw xoolaat loi yooyu. garantie yi da ngay gis ni tey da ngay nekk benn marchand ambulant yàgg ci banque ba. ci mutuelle ba. di def ay opération chaque jour dafa denc sa xaalis chaque jour. nga soxla benn jour pour leb ñu ne la garantie. ñu ne la dama wuti benn borom koo xam ne am na bulletin de salaire. pour mu ñëw garantie la. mais loolu fu ñu ko teg. te bi ngay épargne laaju ñu la sa bulletin de salaire yëpp lijjantiwuñ la. yàgg nañ jël sax alal di ko liggéey. amul dara lu vrai intérêt. non dafa grave. riba bu doy waar la. du yéeme sax. te beneen bi mooy. kayitu kër bi ñu la jox noonu ba nga joxe noonu nga yaakaar dañ koy dugal ci biir kees rek teg ko fa déedéet dañ koy titriser dañ ciy liggéey xaalis dañ koy dugal dans le marché financier titre la boo xam ne da leen di liggéeyal xaalis yow nga jàpp ne dañoo téye sama kër rek comme garantie déedéet ñu ngi liggéey ci xaalis kër gi liggéeyaat beneen xaalis si yow. moo tax boo gisee yenn banques yi ñu naan la waaw da ngay wut titre foncier jox ñu ko garantie ñu lebal la 20 millions nga dem tabax ko. nax nañ la parce que imagine nga jël sa titre foncier jox leen ko ñoom ñu téye ko jox la 20 millions. 20 millions bi yaa ngi ko tabaxaat ci kaw kër gi yaa ngi ko tabaxaat ci kaw terrain bi donc ce qui veut dire que ñoom këyitu kër gi mu ngi ci ñoom. titre banque ci ñoom 20 millions yi la jox mu ngi wàcc ci ñoom parce que ci kaw kër gi ko tabax boo toogee benn weer fa yow dañ koy jël dem jaay ji ko nga ñàkk lépp ba pare ñu jaay kër gi nag faf d'accord nga ñàkk. xam naa nag fi mu nekk nii mi ngi sori. danoo bëggoon ñëw nag si question yi maa ngi lay bàyyi ak Amadou. amuñu audio comme ça nga répondre gars yi amuñu audio ba ñu def direct. voilà ok merci beaucoup. d'accord léegi nag comme dañ koy tàmbale ñi nga xamante ne ñoo jotoon woote def ay laajte ñu jéem tàmbale ko ci Ibrahima Khalil Thiam depuis Diamaguène moom mi ngi ko tàmbalee ci clients yi ñoom ñëpp dañu war a engagé wu nekk ci combat bi jàppale la tax lii yëpp ci seen intérêt la jëm. parce que moom tamit commencé na wax ne nit ñi commencé nañ génn ci yenn banques yi ndax agents yi nga xamante ne commencé nañ leen koo def te cher na loolu tey ñu ne 3000 suba ñu ne 4000 rawatina banque bi ñu naan CBAO. waaw xam nga man waxtaan naa ci ak directeur général CBAO ba fa nekkoon. ci li mu wax noonu ma koy remercier au passage parce que jàmbaar la xeexkat la. xalil boobu. mobilisation rek la mën. te saa su ne mu ngi xeex ci banques yi pour ak yelleefu clients yi ma ko siy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. xam nga agios yi diggante client bi ak banque contrat moo leen lié. dëgg la contrat bi bu waree changer virgule dañoo war a toog waxtaan ci. mais banque rek mooy xëy tey ngeen ne agios yi 3000 la mu xëy jëkk ko 4000. yoonam new ci du la avertir du la dara dagg la ko. xam nga loolu jaay doole la. bu mu amee ñun engagé nañ discussion bi. provoqué nañu rencontre bi ak directeur général ba fa nekkoon. ñu ne ko yow wax ko li ñu ma la wax nii. contrat leen lié pourquoi nga xëy def jëlee ko 3000 yóbbu ko 4000. mu ne ma wëy boo demee yeneen banques yi 7000 la boo demee yi 6000 la. ñun dañoo tuuti la woon. mais ma ne ko loolu ngeen signé client bi. comme boog bàyyil ba client bi contrat am jeex. nga wax ko bu bëggee renouveler mu renouveler bu bëgg renouveler mu dem. mu ne ma non pourtant clients yi ñoom dëgguma kenn ko ci coow ak yooyu ma ne ko client yaa ngi coow. loolu bu la Khalil di wax encore il faut que nit ñi di mën a génn di manifester. Sénégal nag loo wax ñu ne la bàyyi naa la ak yàlla. banque ba dañ fi am leen naqari sax mais affaire de sutura la ñuy def. kenn du si nangu wax sa problème kenn du ko nangu jooy. loolu moo ñuy yóbbool yëpp. mu taxaw fu dëgër na ma yow rek laa dégg nga ciy wax. gisuma benn client bu jooy. boo weddee na nga génn man maa koy financé ngeen def marche nga woo client yëpp ma xool boo leen matee 100 man ma delloo affaire yi. mais man xamoon naa ne boo wooyee client yi duñ ñëw. da leen di métti ñu toog seen kër di ko jooy boo leen wooyee marche wala sitting duñ ñëw.
pour ñu changer ko alors que 1000 francs yi xoolal ñaata client lañ jëlee 3000 yóbbu ko 4000 ñaata client ngay jël CBAO multiplier ko par 1000 francs xaalis bu takku moo tax Khalil li mu wax dëgg la dañoo war a engager des combats yoo xam ne tey dina tax banques yi respecté yi. waaw lii tamit ci leneen ci ay naxe la quoi dañuy def dañ na laan taux de près de 7% nga commencé ñu dem ba ci kanam ñu yóbbu ko ak 14%. waaw boobu mooy désinformation bi xam nga dafa am lu ñuy wax taux effectif global. xam nga xaalis il faut nga xayma ñaata lañ la ko jaayee dëgg. parce que li ñuy def c'est de la désinformation def ay plaques publicitaires di ko wax ci journaux yi di ko wax ci rajo yi naan 7% alors que réellement ñoom lu ñu dëxëñ ci biir dossier bi 14% la. loolu moo dar maire Sophie ñu nax ko ne ko taux bi lu ñu la ko defar ay 7% la ndekete 18% lañ ko defar. 18% dem ba nangu ci këram joxoon ko benn prêt boo xam ne 14 millions la kër bu nekk Maris 14 millions 700 lañ ko joxoon xaalis. dem nangu kër goo xam ne presque 500 millions lay jar. kër goo xam ne ñoom ñoo ko expert tey kër googu 500 millions lay jar mais expert bi moom bu mu ñëwee. seen expert banque bi dafa ne 100 millions lay kër gi 104 millions la kër gi di jar. bu ñu demee tribunal 25 millions lañ jaayee kër gi. xoolal kër Maris. terrain Maris est-ce que dina jar 25 millions. ci 14 millions ñu ko jox. nangu këram goo xam ne tey boo ko doon évaluer 500 millions boo ko tegoon fii ñëpp jënd du taxaw. donc mu nekk mbir moo xam ne dafa doy waar. rawatina aussi ci yi nga xamante ne ñoom da ngay ñëw foofu client bi di wut si service nga yàgg fa sonn fa ñu lay gëmloo ay problème mu réseau. waaw barki démb Njaay sax ñu ngi may signaler ni bëri na ay banques yoo xam ne yii toilettes yi c'est réservé au personnel lañ lay wax. oui c'est ça aussi. yii toilettes yi amul toilette. mais nan nga mën a jëlee ay nit pendant 24 heures. dëxëñ leen fenn foo xam ne. yow nee nga da ngaa panne réseau wala ci 5 guichets yi benn mooy fonctionner. yéexal service bi am problème de qualité ba pare mënoo leen jox sa fu ñu tuuree ndox. ay conditions yu pénibles. le clients yi di dëkkee di dundee. yenn saa nga jékki-jékki nga gis ñu fay seen i clim. cour bu clients yi di toog dañuy fay clim seen bureau yi rek ay am clim. clients yi loolu mooy manque de respect. nga gis parce que banque yàgg naa ko wax warul sax am chaise. parce que waroo fa def 5 minutes foo dul def 5 minutes loo fay toogee. banque waroo fa def 5 minutes parce que da nga war a ñëw def sa opération rapidement dem sa yoon. guichet waroo fa def gap waroo fa def 2 minutes. mais xoolal gap yi léegi nu ñu leen di ràngee. ñii di toog ci naaj bi. étudiants yi rombal université Cheikh Anta Diop. nga xool gap ba nu fa étudiants yi di feesee ba ci kaw télé bi. mais foofu catastrophe mën na fa am. parce que oto yi dañuy circuler. respecté wuñu sax suñuy doom. respecté wuñu suñuy jàngkat. respecté wuñu borom xam-xam. ñoom seen bopp rek wut xaalis si nit ñi. dëgg la dafa am les 19 mesures yoo xamante ni gars yi respecté wuñ ko. waaw fan lañ toll ci 19 mesures. fukki poñ ak juróom-ñeent yoo xam ne dañoo xeex ba am ko. ouverture compte gratuite. tëj compte gratuite. relevé de compte gratuite. SMS ak mail yi ngeen di jot seen portable yi gratuite. fukki poñ ak juróom-ñeent yoo xam ne banque centrale da ko génnee ne lii à partir du 1er octobre 2014 kenn dootu ko fayati. 1er octobre 2014. lañ ne mesure bi dugg na. 4 ans ci tey. 4 ans ci tey banques yi am yoo xam ne nanguwuñu ko respecté. am nañu ci 19 la am na ñoo xam ne 10 lañu jël lii ku nekk daal da nga jël lu la si neex alors que 19 yëpp lañ leen wax sur l'ensemble du territoire national. sur l'ensemble de l'espace UEMOA. bu ko kenn benn client feete. mais loolu du nguur gi moo ci war a jàpp. mais banque centrale moo war a jël ay responsabilités am. oui comme moom moo ko jël ay sanctions. ñun lu ne def nañ ko fi organiser nañ fi ay journée banque morte. pour pousse banque centrale mu jël ay sanctions chaque jour directeur national bu génnee bu fi nekkoon bii sax tane na. bi fi nekkoon bu génnee ne way am na ay banques yu fayul dinañ jël ay sanctions mus ñoo jël sanction parce que bu ñu jëloon sanction mais man nee naa leen sanctions yi mooy lan na ngeen xool de 2014 à nos jours bu dee am na client boo xam ne fayloo nañ ko relevé de compte te waruñu ko woon fayloo nañ ko remboursé yan mooy genre sanction wala ngeen teg leen ay daan yu bëri dañ ko nga xam ne presse bi ñëpp a koy wax. bu ko defee banques yi bu ñu jëlatee mesure ñoom ñëpp dañ ko respecté mais malheureusement ba tey may wax ak yow ni banques yi nanguñu respecté. mais comme nee nga bii tane na xanaa bii moom dina taxaw ci 19 points yi. waaw bii bu bees bi. vraiment gis naa muy joxe le ton. gis naa ni engagé wu na dans le sens de soulager les clients. parce que dégg naa mu wax gis naa ay actes yu muy posé. comme boog mu ngi inspirer confiance. mais bi fi nekkoon moom wax dëgg yàlla. doy na waar daal. moom tamit buy aspirer di soulager clients yi mbaa du client banque comme banque yi tam ay clients lañu quoi. waaw xam nga lay soulager. non client de banque yi lay soulager parce que banque yi ñoom entreprise lañ yor. ok waaw entreprise lañ yor
c'est vrai que moom day veiller à ce que les banques ne disparaissent pas. Mais aussi day veiller à l'inclusion financière parce que tey nit ñi bu ñu ragalee banque duñu dem banque. te bu ñu demul banque yi dañuy disparaître. dañuy gën a banque tamit dañuy gën a banque. waa ji dafa woote depuis Ndofane leb tur bi moom tamit nee na affaire de coupure yi dañ la koy dagg-dagg boo xamante ne yow da ngay dem ba ci biir dalay soof ba dootoo ko topp est-ce que loolu mooy yoon. non du yoon parce que banque bi loolu la bëgg boo demee yenn saa yi ñu wax la benn jargon bu technique. boo xam ne yow da ngay réer sax nga naan garaawul naa bàyyi noonu jaratul sax ma leen laaj loolu lañ bëgg moo tax ñun pour lutter contre ça dañ ne dañ foog ñu harmoniser seen vocabulaire. Il y a plusieurs termes yoo xam ne ça renvoie à la même réalité. plusieurs termes yu ñuy utiliser banque bi di ko utiliser bi jargon bi jaxasoo ku nekk di utiliser terme am ñu ne leen dañ koy harmoniser. bu ko defee boo leen nee découvert ñëpp xam luy découvert. boo leen nee nangam lépp xam luy nangam. mais kii di ko utiliser ci jargon bi kii di ko utiliser pour mën a réeral client bi. de sorte que da ngeen koy décourager sax. pour que muy dem di demander ak yooyu. beneen affaire la benn mbir la beneen bi mooy mais tey ñaata gestionnaire de compte. ngay gis pour client. benn gestionnaire de compte pour plus de 2000 3000 clients mais c'est pas normal kooku amul jotu client yi. nga gis dañ koy rang bu la wóoree ni yow pour laaj bi. di nga rang 3 heures de temps. mais du la ko jaral. alors que sa 5000 francs yi dafa la war a mën a jaral. waaw dafa la war a jaral. nga dem laaj ba mu leer. ba mu leer say mbir. loolu mooy décourager client yi. loolu nag xeex a koy def. mais côté gestionnaire de compte bi est-ce que jar na nit ki di am gestionnaire de compte comme sa xaalis yaay dem ci guichet bi di dellu si waat di jouer di def say est-ce que jarate na ko. waaw xam nga pour des questions de transparence. loolu est-ce que du banque bi moo ko créé tamit pour mën a tënk clients yi ci seen i jëflin quoi. waaw xam nga tey dafa bëri ay dóor yu nekk ci biir banque yi. waaw doo comprendre. parce que dëkk bi amul éducation financière. nit ñi jàng nañ mais jànguñu banque da ngay jàng français ba mu jeex doo jàng banque. jàng économie sax yenn saa yi banque doo ci xam dara. donc il faut que boo amee loolu la jaaxal. te machine mënoo ko interroger ba mu tontu la ci. nga am nit boo xam ne da ngay dem jàkkaarloog moom. ne ko lii expliquer ma ko mu war la ko nag expliquer ci ay anam yu leer. mais malheureusement bu lay expliquer sax da lay gën a brouillé. mais donte moom ci banque ba la bokk kay bu lay expliquer day far ci banque bi au lieu mu far ci yow. waaw day défendre moom. banque ba lay défendre. intérêt banque bi lay défendre. ce qui n'est pas normal. parce que moom. client bi dafa war a nekk à cheval entre banque bi client bi c'est vrai que moom banque bi koy fay. day défendre intérêt banque bi. mais clientèle bi tamit non seulement war na ko jox éducation bu baax. mais surtout que association de consommateurs yi comme ñun. clients yi dañ ñoo war a rapprocher. parce que bu ñu demee fële amuñu fa explication bu leer war nañ ñu interpeller ñun ñu jox leen explication bu leer wala boog ñu interpeller banque bi. bu boobaa ñoom bu ñuy wax ak ñun discours bu ñuy am ak jargon bu ñuy am ñun danañ ko mën a comprendre xam ndax ci dëgg la tegu wala teguwul ci dëgg. dëggantaan waa ji moom leen dafa mës a dem ci benn relevé ñu avant tabaski bi quoi. mu fekk fa ñu dagg ko 60 000 francs donte banque bi sax wax na tur bi quoi bisik. te nee na sax buñ ko bu tane woon sax ba dem ba ay côté 20 000 francs sax ñoom mën nañ ko gérer mais 60 000 francs c'est trop. mais relevé de compte dafa bokk ci 19 mesures de gratuité kenn war ko fay. waaw kay. banque centrale génnee na fukki poñ ak juróom-ñeent depuis 2014 yi kenn du ko fay. donc banditisme ak délinquance financier moo waral moom ñu dagg ko te teguñu ko ci yoon. réclamation boobu daf ñu ko waroon envoyé ñun bu ñu ko envoyé woon bu ñu wooyee banque bi. gëm naa ne dañuy weddi sax ne dagguñu ko. boobu moytuwul mi ngi déglu sax mais moom sax dem na bay négocier bu doonoon sax 20 000 francs xoolal loolu. c'est gratuit. relevé de compte c'est gratuit. war ñu ko fayloo client bi dafa bokk ci 19 pourtant ñun publier nañ 19 mesures yooyu da ngay fëgg ci kaw table bi ne leen mesure baa ngi nii banque centrale moo ko wax. nee na c'est gratuit bu ñëwee ñu jox ko. est-ce que kon bismillah moom mi ngi lay déglu bu baax waa depuis Ndofane lu mu joxewul turam nag moom a si gën a jaaxal. nañu woo rek. Tukulóoru Baye aussi woote na fi di wax aussi banque yi li ngay dem nekk fa perdre fa temps te yow yaay joxe sa xaalis ak seen xeex bi ngeen di xeex naan journée banque morte est-ce que yéen a ngi ciy am satisfaction. waaw ñu ngi ci am mais surtout temps bi nag. waaw temps bi ngay perdre xam nga économie lenteur yoru ko dafa war a gaaw. banque bu yéexee rek parce que tey da nga war a dem def yenn opération yu bëri. da nga war a dem jaay ji. économie bi war a dox. yow banque di la tardel di la fa toogloo pendant 2 heures 3 heures temps baaxul sax ci client bi baaxul ci banque bi. parce que client bi boo ko taralee foofu ba li mu waroon am xaalis pour fay la. amu ko yow bu boobaa bu daanoo. entreprise am daanu. yow it da ngay bokk suñuy perte. américain yi dañ naan last time is now found again. yes. le temps perdu n'est jamais rattrapé. Et le temps c'est de l'argent. 2 heures de temps boobu c'est de l'argent perdu. donc dañoo war a veiller à la qualité de service. pour que nit ñi mën a très rapidement def seen opération bancaire dem liggéey li ñuy liggéey bu dee dañoo leb ñu ñëw
fay leen seen xaalis. mu pratique journée banque morte yi nag ñu ngi ci am satisfaction bu mag mais malheureusement population bi moo ñu dul suivre. gis nga bu ñu nee journée banque morte ñëpp toog seen kër banque seen loxo. banque bi day perte ay milliards. parce que day fay courant banque day fay courant. di fay ndox climatisation bi di daw di fay personnel di fay. 24 heures durant kenn deful benn opération. ci banque bi. kenn deful benn transaction mais c'est des milliards perdus pour la banque. bu ñu ko defoon benn jour mu réussir. mais banques yi danañ jébbalu ci clients yi. mais malheureusement da nga koy wax jour boobu dafa mel ni sax boo nee journée banque morte dafa mel ni jour boobu sax la clients yi di gën a jëfandu dem banque. mais yéen a ngi waajal beneen wala. bu baax parce que fi mu nekk ni dynamique bu bees bu ñu jël mooy. avec la massification et la mobilisation à la base. fi mu nekk ni nit ñi ngi jël seen responsabilité tam parce que sonn nañu. ñu ngi jël seen responsabilité pour que bu ñu organiser tey journée banque morte mu nekk une réussite sur l'ensemble du territoire national. ok moom dafa am lu ko ci jaaxal ci sa développement da nga ne banques yi amuñu concurrence. te moom gis nañu banques yi ñu ngi fi gën fee fees dell. la moo tax amuñu concurrence. waaw xam nga concurrence ça suppose que nga am possibilité génn banque bi dugg beneen banque bi. waaye yow tey xam nga ni. tey pour génne sa banque dem beneen banque bi. xam nga ni jafe-jafe am na. waaw coono gi de moom coow lu rëy. pour nga tëj bii rek da ngay mujj sax découragé. xam nga concurrence mooy banques yi bëri nañ parce que banques yi bëri nañ 25 lañ chaque jour banque bu bees ñëw. mais concurrence ça suppose que prix day wàññeeku pourquoi prix du wàññeeku c'est parce que amul concurrence. parce que nit ñi banque bu ñu nekk. mënuñu fa génn mu yomb leen ñu dem ci beneen banque. parce que tey jaaykat yi bu ñu bëree. te yow boutique bii. mënoo faa génn mais du am concurrence. pour mu am concurrence day fekk ne aisance facilité nga génn bi dem ci kii bu ko defee kii bu gisee ni client yi koy daw mu wàññi ay prix am. bu ko defee gars yi toogaat. mais prix wàññeeku. qualité de service bi kenn gisul ni ñu ngi koy améliorer c'est parce que concurrence moo amul en réalité. li waral loolu c'est parce que même groupe bi la. ñoo nekk ci banque bi donc une entente illicite dañu am seen biir. entente illicite c'est pas normal. la moo tax ñun clients yi mënuñu am entente boobu tamit. ñoo war a am nag suñu fulla ak fayda. am entente bi autour de l'actif. di xàccandoo di dóorandoo. mais tey gis nga bu ñu nee marche. wala sitting. 1 million de personnes génn ci mbedd bi. le lendemain tout le système bancaire va changer parce que banque bëggul bruit. xaalis la ñuy manipuler dañu naan wóorul ñoom ñooy daw ci état bi la nga am ne ko di dimbale ñu. état bi na leen changer leen lii ak lii. mais malheureusement. si c'est bu wootee 30 personnes 100 personnes ñëw. dëgg la banque bi xool ni moom rek il a plus de 20 000 clients. seen marché bi rek 100 personnes a ñëw. mais du ñu respecté. du am ampleur quoi. du am ampleur. du am impact. ok léegi nee na côté confiance bi nga xamante ne day am sa diggante banquier wala banque bi yow da ngay dem foofu noonu ñoom am nañ machine bi ñuy tegtee faux billet bi. détecter faux billet bi mais yow amoo ko. mais le fait que yow ngay am ñàkk confiance bi ngay am si ñoom que dañ lay jox billet bu baaxul yooyu est-ce que jarate nag. si ngay jëflante ak ñoom. xam nga lu tax parce que ay stagiaires. dafa am confiance quoi. c'est-à-dire que banque. dañoo recruter wul emploi encore une fois. ah bon jaay gis nga ñu ngay gis ñoom ci guichet yi. waaw parfois man damay demander pour ñu comprendre leen. bul yaakaar ne am nañ xaalis de. ok ay stagiaires la yoo xam ne. dañ leen di jël di leen utiliser par 3 mois par 6 mois di leen fay ay 80 000 francs. mais ak sañ-sañ. chaque jour ngay manipuler ay millions. te yow stagiaire nga. mais bu yàggee nga def naka su dul noonu. parce que dañ lay imposer benn accoutrement. imposer la nga jënd oto. imposer la yenn kii yoo xam ne xaalis moo koy laaj. léegi yow yooyu boo ko amul mais nooy def. boo gisee ku la jox 10 faux billets ne la dugalal ma mu wala ne 100 000 francs la. mais boo moytul di ko dóor par jour di am 100 000 francs di génn. loolu problème bi parce que ay gars la ay nit la ñoo xam ne ay doomu aadama la ñoo xam ne dañuy frustré parfois. parce que nekk di manipuler ay milliards. te yow sa salaire yow 80 000 yi dañ la naan ca ngay solo costume. ca ngay jënd oto. yow lépp da nga koy delloowaat banque bi yow weer bu dee 20 000 francs lay dese. mais quand même boo yeewoo mer. parce que doo bàyyi dara kër ga. day métti moom looloo leen dal la plupart du temps. moo tax ñuy mën a fragile parce que kuy liggéey ci xaalis da nga koy mettre à l'aise. di ko fay li ko jar. mais payor bi moo baaxul. ay stagiaires la ñuy jël te ñuy embaucher lu ñu leen di fay tamit ci microfinance yi la gën a graaw sax. ci lu wér lu doy waar la. côté espace su banque bi dafay gis dafay tuuti nit ñi duñu am fu ñu toog dañuy dem bay taxaw norme yi nga xamante ne banque war na mën a am ba mën a dalal nit ñi nan la. mais norme yi c'est-à-dire que dafa war a am espace banque dafa war a nekk cadre boo xam ne day am espace bu adéquat man gis naa banque boo xam ne nit ñi dafa xat ba nga xam nit ñi dañoo bâche ci biti. ci biti lañ bâche. toog fa. te loolu ñun ñoo ko kaas.
parce que nit ñi ci naaj bi lañ doon toog. dañuy génn ci mbedd mi toog. ñu dugg fëgg ci kaw table bi mu nekk guichet chef de guichet bi kii chef d'agence bi. il faut que ñii nga mettre leen dans les conditions. boobu nag la wut bâche teg ci biti. wut ay chaise am. teg fa gars yi nekk fa ci air libre bi. ngelaw li di leen ëpp poussière bi di leen dal ku romb xam ne ñii tey dañoo jël si xaalis. loolu c'est humiliant. du yoon. c'est humiliant. côté gab yi moom carte yi moom dañ lay buñ la koy jox day mel ni gratuite lay doon mais bu demee moom ba jeex dañ lay forcer waat nga ñëw. moo dul yoon amaat ko. carte gab service bancaire la boo xam ne warul obligatoire service tout obligatoire. da lay neex nga jël neexu la nga bàyyi. mais pourquoi ñu koy forcer nit ñi mais buñ la koy forcer sax mais quand même nañ la ko may. mais forcer jaay forcer fan la am. dama la koy jaay par la force da nga koy jënd par la force. tey suba rek jot nañ plainte démb rek jot nañ plainte démb suba rek jot nañ plainte bu mel noonu. soxlawul carte te dafa coché sax ne ci fiche bu ñu ko jox. buñ ko laaj ndax bëgg nga carte dafa coché ne bëggul carte. ok ñu xëy indil ko carte ne ko da nga koy jël. mais jàngalekat yi nekk benn banque Ecobank fii. mais tout récemment loolu lañ leen def. xam nga dañuy jël ay découvert. waaw ñu xëy benn weer rek ne waa léegi découvert gab ba nga koy jëlee. ce qui veut dire que xam nga booy dund ci découvert mënatoo dund sans découvert parce que déjà dugal nañu la ci benn carcan boo xam ne mënatoo ko. mottali rek. ñu bàyyi ba weer bi dee. ñu xam ne ñëpp dañuy soxla découvert. ñu ne léegi gab la forcément da ngay dem jëndi carte 25000 24000 30000 70000. pour mën a dem wut découvert bu forcé la. c'est malsain. c'est-à-dire que c'est pas loyal. wax ko mu teel ko xam jël ay dispositions mais nga bàyyi ko fin du mois pour forcer ko jaay. nga bàyyi fin du mois rek ne ko. dama jël ko ci kër. te yaa ngi bëgg a dee ci carte gab yi. trop te aussi pare saa ñun député la fa député boo xamante ne boo bëggee topp procédure bi pour nga jot si ay dañ lay yóbbu ba police lii dafa gudd. trop lu tax loolu noonu. c'est pas normal. parce que ñoom ak ñoom xam nga tey am nay banques yoo xam ne dañ lay jox carte yoo xam ne dañ la naan 200000 doo ko dépasser si journée bi. si waa bu ñu la nee yow sa carte bi mënut a dépasser 200000 si journée bi. waa nan lañ la mën a toppee ci 400000 ci journée ne la débuté sa compte 400000 ne la 400000 nga dagg. ma ne banquier bi xool leen loolu. waa ji di ci topp naan leen damaa def opération mu annulé ko. 200000 laa def mu annulé ko. ma defaat beneen opération gab bi annulé ko. ma xëy ñëw ñu ne ma 400000 nga jël. man leen carte bi mënta jël. ngeen carte bi mënta jël plus de 200000. yéen a ko wax. waa lan la mën a récupérer ci journée bi 400000. dina yéeme de. ñu naan bàyyi ñu étudier ko man leen non. il faut que ngeen delloo waa ji xaalisam. wala ngeen génnee caméra de surveillance bi mu àtte. ni jël na wala jëlul. c'est vrai procédure bi dafa gudd. gis nga banque yi xam nga banque bu nekk day am gabam. mais boo juumee jël sa carte doo ko ci beneen gab boo xam ne bokkul ak gab bi. bu échoué. 45 jours di nga ko toog imaginez le père de famille bu ñëw weer fayeeku war a yóbbu ci njabootam. mu dugal mu échoué rek nga ne ko 45 jours pour xaalis bi ñëwaat. nga mën ci jot. mais loolu ay caaxaan la. ñàkk respecté client bi kooku lu muy def day dem di lebi ba pare ñu tegal la ci boo bëggee mën nañ la jox découvert lebal la xaalis boobu la ñuy jël lebalaat la ko amaat ci yow xaalis mais c'est pas normal. métti na trop Moustapha Badiane di ñu wooye depuis Kaolack moom tamit comme loolu lay wax quoi vérification bi nga xam ne client bi war na ko mën a am pour mën a xam xaalis bi ñu ko jox wóor na du faux billet mat na. waaw il le faut c'est-à-dire appareil bi il faut mu am. parce que ñoom boo leen joxoon 1 million am nañu possibilité en 1 minute. ñu xam ndax am na faux billet parce que dañ koy dugal ci machine bi rek mu yuuxu. mais ñun dañu may possibilité boobu. wóoluwuñu leen. ak temps bi ñuy mën a taxaw compter. mais loolu la rek temps bu ñuy war a taxaw compter nañu def cadre boo xam ne cadre transparence la cadre de confiance la. bu ko defee ñun lu ñu fa jëlee. ñu xam ne kat cadre bi def nañ ko ñu ñoo xool wala yooyu noonu. mais duñ la ko may malheureusement. suñu auditeur bu mujj bi moom mi ngi ñu wooyee Kaolack aussi joxewul turam mais moom tamit jàpp na ni banque yëpp a yem rawatina virement bi nga xamante ni jotoon na ko am foofu noonu ci xaalis bu bëri bu mu fa waroon jot mais moom perte na ci 500000 francs ci réclamation boo xam ne yóbbu nañ ko 45 jours te taxul mu jot. waaw bëri na c'est-à-dire que clients yi dañuy ñàkk noonu gratuitement xaalis c'est pas normal xam nga man tey naanuma kaani mandiwuma ba ñëw naan banque amel nga ma 500000 fekk ameluma xaalis xam nga ñemewoo ko man ñemewuma ko. client bu taxawee ne la jëluma rek wala début bi à tort la wala samay 500000 jaar na fi rek boo ko seetloo ba ci biir am na ci dëgg. parce que ñemewul xalaatu ko parce que xam na ñii dañoo organiser wu. donc du leen waxal loo xam ne amul. dañu am lépp quoi. waaw dem ci gab ba def opération. mu échoué nga jël lam sa poche ba pare demaat ci guichet ba naan dafa échoué. xam nga loolu kenn xalaatu ko. moo tax cas yu mel noonu dañ leen koy wax client bu ñëw di réclamer jàpp leen ni ci ay droit am la nekk delloo leen ko xaalisam parce que kenn dofut
dem gàpp retiré 10 000 dugal sa poche ba pare dem ci guichet bi ne ko non dafa échoué quoi fi mu nekk dama koy delloo kenn xalaatu ko il faut que ñu respecté ñu. mais si procédure yooyu noonu est-ce que banque bi waxu la ko ba pare waxu la ni procédure bi nii lay demee yow nga d'accord ñëw engagé wu bokk ak banque bi. procédure bi yomb na dañ la naan boo amee débit à tort. waaw da ngay dem ci gàpp ba da ngay dem ci guichet ba. nga def réclamation boo defee réclamation ñu vérifier ñoom delloo la sa xaalis mais malheureusement da ngay def réclamation duñ la delloo sa xaalis wala yenn saa yi mu nekk samedi ñoom liggéeyu ñu dimanche. lundi nga ñëw ñu naan la non da nga xaar distance temps ba nga xaar moo yàgg ak yooyu mais ay caaxaan la war nañ mën a vérifier et très rapidement ñu jox la sa xaalis parce que tam dafa amul transparence il faut que ñu waxante ko parce que gab yi ngay gis nii dafa am gabiste ak chef d'agence bi bu ngoonee ñoom ñooy def état des gab parce que gab guichet la rek dañ ciy def compteur bi 0 def ci 100 millions ku ñëw retiré muy wàññeeku ku ñëw retiré muy wàññeeku bu góonee dañuy vérifier 100 millions yi ñu fi tegoon ñaataa ci wàññeeku ñaataa nekk ci compteur bi buñ ko dajalee war na joxe 100 millions mais buñ gisee mu ëpp mais ñu xam ne comme waa ji waa ji def am na lu xew parce que antécédent bi donc loolu rapide mën nañ ko vérifier en 24 heures boo ñuy def réclamation rapidement dañuy bu ngoonee 18 heures bu ñu defee état des du gàpp normalement war nañ xam ne xaalis bi kat ëpp na comme waa ji réclamation bi c'est conforme ñu jox ko xaalisam mais pourquoi ngay daw ay mois 45 jours mais c'est parce que am na nekk ci pire bëgguñu la jox sa xaalis ba pare gabiste beeg chef d'agence mën nañoo complot chaque jour ñu ne waaw de toutes les façons moo tax il faut caméra de surveillance bu leen tiim bu ñuy def état du gab parce que ñoom ñaa ngi mën nañ déggoo saa yu ëppee rek ñu dugal seen poche. caméra de surveillance boobu chaque jour client ba amu fa accès. am na yoo xam ne amul caméra de surveillance mooy coow li yooyu laay wax yi amul caméra de surveillance yi tiim gabiste bi ak chef d'agence bi nga xam ne bu ñuy def état bi dana leen contrôler duñu séddoo dara mais loolu moo amul nag ci gab ci guichet yu bëri ñun la ñuy exiger il faut mu am bu ko defee gaan bi bu réclamer ñu xool ci gab bi d'abord ci biir gab bi ñu xool ni ndax lemul xaalis si poche am ba pare ñëw di dof-doflu bu gisee ni dafa débit à tort ñu def xool nag gars yi bu ñuy def état des lieux ñoom ndax def nañ ko dans la transparence ou pas ba pare nag ñu vérifier gab bi ci ay numérotation parce que opération ba day am ay reçu ci gab bi parce que gab bi bu amee panne nag parfois mooy am anomalie du ko marqué te am anomalie bu ko nar bu dee fa panne ticket bi day jeex waaw dana jox xaalis mais dana jox ticket aussi yooyu yëpp am na suñu gab yi dañ ko war a améliorer xam nga gab yi suñu gab yi ñaari service rek la am boo xoolee consultation solde ak retrait ak parfois reçu relevé de compte mais gab war nga fa mën a dépôt gab da nga war a am dépôt mais commerçant bu liggéey ba 18 heures am 100 millions da ko war a yóbbu këram banque yi topp ko mu mettre communauté bi yëpp en danger dafa war a dem gab ba déposer ñu jox ko reçu ba il faut dañoo war a dépasser stade bi ñu nekk am des gab intelligents moom moo am ci yeneen dëkk yi consultation retrait dépôt relevé de compte mën nga fa am ci gab bi mën nga sax monter dossier de prêt ci gab bi mais c'est des possibilités mais gars yi nangu ñu génne xaalis investir lu duuf ci nag bi daal xajul ci cin lii benn question rek moo ma desee mooy bu Biba te Biba moom nee na nit waa ji dafa jëloon foofu prêt ñu jox ko ci ndax ak soxla bu mu amoon moo tax mu jëli ko mu bëgg ko fay bu gaaw ñu ne ko noonu da ngay durée bi nga war a topp waaw loolu doy waar ci banque yi téel sa xaalis waaye yow xanaa nag xam nga luy problème bi même remboursement par anticipation tey nga leboon ko war ko fay 10 ans dajale ko tey ne ko am mu ne la non bu ma ko naree jël dama lay teg ay daan mais fu ñu ko teg yow jëlal sa xaalis yow koy da nga ko war a dolli sax defal ko ristourne ku teel a fay da nga ko war a defal ristourne mais déedéet da lay teg ay pénalité nga war a fay le 10 parce que ñun foofu lañu ne d'accord ñu ak banque yi ku war a fay le 5 bu ñëwee le 10 ñun d'accord nañ nga teg ko ay daan parce que dafa tardé mais bu ñëwee le premier mais da nga war a soit nga jël sa xaalis wala nga defal ko ristourne mais non dañ la naan téel xaalis ba xam nga lu tax dañuy parce que le temps loo koy téye day am ay pénalité day am ay intérêt yu dugg te ñoom jaay xaalis bi lañ bëgg te am na ñeneen ñu ko soxla mais kay jëlal jox ko ñeneen ñu ko soxla ruu économique bi dox nga libéré ko moom tamit nga libéré ko ci bor bi moom mu dem seeti feneen dëggantaan mais non remboursement par anticipation ñu ne dañ lay teg ay pénalité loolu nag il faut que mu dañ te pénalité yi dafa métti ci remboursement par anticipation 10% de l'encours la ñu xeex ba ñu yóbbu ko 3% de l'encours mooy daanaka bu dee 100 000 francs
100 000 francs dañ koy multiplier par 3 diviser ko par 100 taftal ko ci 100 000 francs yi mu nekk pénalité boo xam ne daan boo xam ne da nga koy fay loolu nag teguñu ko ci yoon dëgg la moo tax ñu war a xeex alhamdulilah yàlla leen yàlla jàppale ci xam naa du lu yomb quoi aywa bismillah Dof Diop dafa mel ni li ñu xamoon lépp ci auditeur mat na sëkk seen i question tamit je pense que tontu nañ leen ci nu mu waree daal te ñoom aussi dégg nañ leen tontu waaw macha allah ni ñu ko waxee woon rek lañ koy waxee waat dañ lay remercier si disponibilité bi xanaa peut-être rek boo mënee jox nit ñi seen siège su mu nekk ak seen i contact loolu tamit dina amal nit ñi njariñ ñi nekk di déglu aussi waaw suñu contact 77 220 40 59 77 220 40 59 siège bi suñu siège mu ngi si 2 voies Liberté 6 numéro 1 ci kaw Oil Sen ñun ñoo bokk ay locaux ñoom ñoo ñu héberger d'ailleurs d'accord waaw foofu la nekk képp ku am jafe-jafe ci banque am lu la métti saisir lu boo ñu saisiree ñun danañ ci def lañ ci war a def danañ interpeller direction banque bi te dinañ ñu tontu te buñ ñu tontoo ñun techniquement am nañ ay techniciens yoo xam ne danañ xool ndax tontu bi yenu na maanaa wala yenewul maanaa bu yenoo maanaa ñu woo la expliquer la ba mu leer sa bopp bu yenewul maanaa ñu relancer waat leen pour ñoom ñu rectifier ñu delloo la sa xaalis bu dee xaalis lañ la jëlal macha allah vraiment nous sommes très ouverts ba pare ñoom ñëpp nañ ñëw adhérer ci association bi nañ adhérer wut seen carte de membre toog daas fanaanal parce que tamit am nañ ay avocat am nañ lépp loo xam ne tey boo amee jafe-jafe ci banque ñun danañ la soutenir danañ la jàppale danañ la booleeg ñooñu même bu dee tribunal la ñu fexe ba sa bien sa kër bi nga xam ne yaa ko liggéey ñu bañ ko nangu vraiment association bi daf fi nekk pour ñoom ñu ci góorgóorlu maa ngi leen di lancer appel te ñuy topp consigne association parce que looloo koy may doole vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen jërëjëf ñun aussi ñu ngi lay gërëm ñun aussi ñu ngi lay gërëm bu baax yow wax ne yàlla na borom bi yeggali seeni mbébét yëpp yàlla na borom bi réaliser seeni rêve pour Sénégal ak Afrique yëpp jëm kanam ñu jóge si d'un point A à un point B jërëjëf Amadou waaw di ko jaajëfal di ko béggee bu baax a baax daanaka nag combat boo gis rek métti ba daal moo ci ëpp solo mais li ci gën a gën daal mooy mu yegg ca nam waree yàlla na leen yàlla mataleel lépp li ngeen bëgg a def yàlla na leen yàlla dimbali ba taxawaay bi gën a yem bu baax a baax di jaajëfal ñëpp di béggee ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu au fin fond di jégalu ñëpp ci heure bi waxtu bi daanaka métti na loolu mais lépp defuñu ko pour seen njariñ pour loo xamante ne ñëpp mën see mën a jariñu bu baax a baax peace love and harmony 8 bi joxaat leen rendez-vous ba beneen vendredi di leen